yokk yàllaaw ngeen xool ko ngeen bañ ko xool lamsal mu nekk jakaw Senghor ni seng jakaw cey fal yàllaaw Sëriñ Fallu aña Senghor jakaw bu kenn jotul mbërëm Sëriñ Fallu lay doon wóor na yàllaaw Alaaji Pape Cheikh Sëriñ Fallu aña Senghor jakaw bu kenn jotul mbërëm Sëriñ Fallu lay doon wóor na yàllaaw Sëriñ Fallu aña Senghor jakaw bu kenn jotul mbërëm Sëriñ Fallu lay doon wóor na yàllaaw li Yàlla def loo ko bañ asal danaam moo def Sëriñ Fallu mi gën ñépp yàllaaw li Yàlla def loo ko bañ asal danaam moo def Sëriñ Fallu mi gën ñépp yàllaaw li Yàlla def loo ko bañ asal danaam moo def Sëriñ Fallu mi gën ñépp yàllaaw yawmal xiyaamati yow malasri bun ca demee Sëriñ Bamba jiital ko moo nuy ram yàllaaw ci barkeb Seyxi Fadilu mi bur Yàlla dollinu ay maqaama yàllaahu bismillaahi ci barkeb Seyxi Fadilu mi bur Yàlla dollinu ay maqaama yàllaahu qalbuka wala sadaati maay bëgga way tey ji ma way fi sangub góor ñépp yàllaahu ku gaadi Seex Fallu ko ka mag moo rëy mbir moo gën ñu njëkk ña gën ñi ñépp yàllaahu ku mel ni mu musu fee am mu ku dootu fi am te dootu am fii ji duniyaa wur ni yàllaahu tey ji ma jooy Seexuna Sëriñ Fallu mbër ma ni mees mboolem lu nekk ci duniyaa jooy ni yàllaahu muridi xaadiri ak tijaani ñépp ma ñooy ak suuse kasamaaw seen ndoxum yàllaahu ak ñetti beg weer wi ak biddiw lépp nga jooy ak doñi ak njanaaw yeek ñay àll yàllaahu malaayika ak jinne ak yépp nga jooy ak taba yaa xutbu yaak yàllaahu wiital ruy ci duniyaa yépp kullu ma ru yépp jooy nan ko cey Seex Fallu yàllaahu jullit yi ak nguur gi ak àddina ñépp ko jooy nunu ñépp jooy nan ko ngir baaxam yàllaahu nawet ba jooy na ba far gàncax ko lott na boobee ru yépp jàq naan ngir Sëriñ Fallu yàllaahu mboolem lu nekk ci duniya lépp ko jooy lu nu xam ak lu nu xamul mboolem lépp yàllaahu masil la ñang moo la way wi di sakku yi ngaram ci Yàlla ak ci Sëriñ Tuubaa fa yàllaahu ma xam buut ya ak sëñ yama la ko wax ak doole jàng may ya ak xarbaax yàllaahu ma jooy Fallu
laay masil la ñang na wetam zaab sëriñ zaab xarit ci ma sant yàlla fekk àddunay tukki ñuy wax jëf ju baax ji mu def ku def ñu wax la ko moo def lépp yàlla jiital sëriñ Bamba ak bur yàlla moo rëy mbir mooy jiitu duniya wax raabawu yàlla jiitam gi waru na ku ne mbaaxam gi tëj na mu ne sëriñ Fallu rekk a dajaal fees fépp yàlla bu yéen ma dagale ma waxaleen sama waaje bayu been sëriñ Fallu ne ma jeexam laay bëgg wax waay xaw ma lépp yàlla kuy way sëriñ Fallu nay wax mbir rëy mu def sañ-sañ ya ak doole jaag xar baax yàlla kuy rëbb gaynde yor ak laspeer asal du ko jamba bal ba sax du ko saf li wóor na yàlla waykat yi lay leebu ngir seen wax ji tuuti ji nu wax Sëriñ Fallu gaynde la sama waaja gaynde la moo man góor ñi yàlla mooy doomi saamaan setum ñangoor ko jógi ni way ku tooñ Sëriñ Fallu doo dolli yàlla Sëriñ Fallu mooy ab sëriif moo yaatu moo bari ngor moo yor mu ñug suuf te Fallu yaatu yàlla moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñu di ko fabo yërëm ko tabbal ko fil jannaati yàlla moom daana fekk ku yor bakkaar ba xol ba tilim mu fóot ko laabal ko bam liir nañu yàlla moom daana fekk ku fan way jeex mu yokku fanam moo yokku saafan wi ci Sëriñ Fallu yàlla ku soppu Sëriñ Fallu boy de tabbi jannato ku noonu baayu benn boy di naari yàlla. Masha Allah Oustaz Mor Thiam xanaa sa yaram daw na de parce que dañu am valeur. waaw ñun waaw dañu am valeur. li ma wax sànq rek mooy suñu mag ñi. ci yàlla li leen yàlla defal boo dégloo li mu wax nii ci woy wi ci wolofal. nga xam ne bu njëkkoon boobu pour nga mën a woy foog nga wax arab. ok mais mag ñi dañu fexe ba li ñu doon wax di ko peser ci ay woy ci arab. ñu jël ko indi ko ba ci wolof di ko joxe nga di ko dégg di xam li ñuy wax te na ko naar ya doon defee dara du ci yàqu. mais loolu yëpp nag macha allah suñu mag ñi lañ koy sante. macha allah suñu mag ñi lañ koy sant waaye ñoom ñii di ko daaj. ñu ñaanal leen yàlla sunu borom na subhaanahu wa taala yàlla bàyyi leen ak seen xel. wéral seen i baat waaw wéral seen i baat bàyyi leen ak seen xel. ya suñu borom dimbali leen it ñuy mos ci période bi parce que cant amatul conférence amatul ay jàng amatul. heure bi daan na fees. ci plateau bi daan na fees del. su ma ko xalaatee woon noonu sax bu may ñëw damay sol lu xonq. wallaahi pour bëgg wane sunu bopp. seen gré waaw. waaw ndax damaa gis Ndoye Bane sànq ci suba maa ngi koy tooñaale. wallaahi miti mu ne li ko gën a neex ci Ndakaaru léegi mooy mbedd yi kenn baareetu ko ndax conférence amatul. ma ne ko booba la nu dee. moom xelam dafa dem ma ne ko booba la nu dee. maa ngi ci waxtaan ak léegi ak suma papa monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye mu naan ma t'inquiète pas Modou Galas Mbaye moom maa ngi koy dajaleel ay addiya yoo xamante ni mu ngi jóge ci ay soppee Serigne Fallou. macha allah naa yóbbante boobu dina yegg si ndax daa am fu crise di toll it ñëpp a koy yëg te fi mu toll tembe ñëpp yëg nañu ko mais ñu ngi ndokkeel taalibe Serigne Fallou yëpp jatulay mu Serigne Fallou aji Soda mu Khadim Gueye ca France moom it taalibe Serigne Fallou la Kulim Dioum ajot Ndey Diouf mu Serigne Fallou bëri ngeen ci sopp lool ki nga xam ne ni moo di Fallou Aw Bousso di ndokkeel Serigne Abdoulaat ambassadeur la ca Koweït kooku Serigne Fallooy baayam sunu xalifa di Serigne Abo moom it ñu ngi ko ndokkeel bu baax tey ñaan ku mel ni Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Axlaa yàgg ci lool te ànd ko ku wér Serigne Fallooy baayam di ndokkeel ku mel ni Serigne Xaban baayu Adama Mbacké moom Serigne Fallooy baayam ñu dénk ko soxna Awa
Diop consulat ba ca France la ne bu Sénégal ñu ngi ziar sunu soppe yooyu yëpp lii Modou Galas Mbaye def noppeegul puisque guddi gi jeexagul nii la ñu leen koy bégalee rek ci quartier général bi ci télévision Futur Média fàttaliwaat leen li ñuy waxtaane mu ngi jëm ci consommateurs yi ak période bi la nga xamee ni ku ne am nga ay jafe-jafe yoo xamee ni am nga ko yaa Oustaz bu crise amaan ba ci jamonoy yonent yi dañ daan organiser xool naka la nit ñi di dundee. toog leen seen kër bi yàgg na yonent bi yàgg na koo woote wax naa ci démb ak ñoom Oustaz Pape Anne waaye organisation moom ala kuliyal yoon la pour njiit yi. waaw xam nga diine l'islam diine la boo xamante ne bii moo gën a organiser ci diine yi. macha allah moo gën a organiser ci àdduna bi. wax naa benn bis ma ni lii ñu def nii organiser ko docteur yi jox ñu ko. fekk ne ñu ngi ko jëlee ci enseignement bu prophète bi sallallahu alayhi wa sallam. mais ñu réactualiser ko. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk a wax ni nañu confiné wu. rien que bañ benn jàngoro propagé wu di dem feneen. loolu nag mu wax noonu moom la ñu jël delloosi ko mais moom ba mu ko defee. dafa fexe woon ba tëral ci péncam ba fa néew doole amee mu fexe ba ni nañu créer benn solidarité kenn ku ci nekk li nga mën te mën cee dimbale sa moroom nga jàppale ko ci ku nekk la nga mën yeggoon nañ ci sax ci solidarité boobu ba nit yëg ni kii ma dendal ni yonent bi seexale ñu ñun ñaar man ñaari soxna laa am moom amul soxna teema wàcc sama benn soxna bi bàyyi ko moom mu jël ko rien que pour wane ni solidarité boobu mais kañ ko doon proposé kooko gor la garmi la mu ne waa ji xam nga lu ma soxla mooy penc mi miinuma ko wan ma rek penc mi nu ñu ciy dunde ma demal sama bopp démerde parce que kenn du la gàddu lépp nga gàddu lépp déedéet donc loolu pour wane ni rek islam dafa yàgg solidarité yàgg jàppalante parce que koo ni toogal fii da nga koy wax jàppal ci lii pour toogee ci lii loolu mooy wax bi waaw mais ne toogal fii rek ba noppi dem fàtte ko loolu yi tamit du lu kenn mën a dégg te da nga koy seetlu sax ba ci dëkku naar yi boo demee ci dëkku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man dama doon yéemu saa yoo xëyee da ngay gis ay xale yu ndaw wut ay mbuusu ndox yu sedd guy taxaw ci yoon wi rek courant bu ñu jox la Pape xam nga joxe yëpp bokk na ci li ci gën. moo tax bi ñu waxee ne dañuy fayal nit ñi seen facture ndox yi. ñenn ñi. ma ku ma bokk ci man bokk ma ci. damay doon bañ a wax ak man tamit mais. yow itam bokkoon. moom kay Momar Ndao am na soxla. li ma Mohamed Niang Serigne Saliou ne léegi moom Momar Ndao te ñu ko dénk ministère bi bokk ndax yi muy wax intéressé na consommateur yi. Pape dama doon bañ a wax ak man tamit rek. waaw sutura rek la ñuy wéyee. waaw kay mu ngi noonu mais sant yàlla quand même alhamdulilah. wallaahi wante ndox. nii état bi jëlee ndox bi. Pape Seydina Ousmane ibnu Affan yonent bi nee na ko mënutuloo def ci kaw suuf lu naqari yàlla. te li mu ko wax loolu mais du def faa dàqoon naafila du def faa dàqoon jàngal Alxuraan du def faa dàqoon lii mais lenn rek la doon def mooy dafa doon dimbale nit ñi pour ñu am ndox bu ñu naan kon nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla mën a gan ci jamono bii nga xam ne dëkk bi dafa xaw a metti te ñoom yàlla may na leen ñu am possibilité kenn ku ci nekk fa nga dëkk lu état bi deful te yow yàlla man la doole boobu li nga mën a dimbali def ko nga def loolu dëgg la de jàpp ci loolu parce que tamit am na yoo xamante ne bii xaar ko ci état te yiwu yàlla rek nga bëgg def ko Pape bari na boo demee ci dëkk yi nii nga gis teen ci dëkk kaw yi nii nga gis teen nga gis ñu dafa benn tableau jigéen moo jël canam joxe ko pour ñu gas teen boobu est-ce que jigéenu naar boo xamante ni jëkkëram moo koy indil can mu ne sama can bii yiwu yàlla laa ciy ut daan na yóbbu leen ma ko Afrique wala yóbbu leen ma ko Sénégal seet kenn ku mu wóolu jox ko kooku ñëw di wër ba fekk benn dëkk bu amul teen amuñu forage mu ñëw investir ko fa waa dëkk ba di ci jëriñu fekk ne dotu kooku lañu jël di ko jëriñoo macha allah fekk yaakaar rek la ci jublu loolu nag bu fekkee nit koy dafa ci àll ba ñun ñi nekk fii war nañ ci mën góorgóorlu tetane ñu jàppalante ci incha allah maa ngi jot sax ay yóbbante de am na suma yaay joo xam ne dafa daanu leer ba Orange moo ne na ma 30 000 pour Modou Galas Mbaye xanaa ma yónnee la 25 yi rek yàlla na ko yàlla ak wax intermédiaire junni naa ko jël de man daal naa la Orange moo ne juróomi
li ci des nekk frais. waaw li ci des frais da wax ndax yooyu it lu baax la. ba ki démb Moussa Assise la dafa indi ay keesu tocc bi kaay yi ñuy raxasoo. ma jël genn wàll gi li ci des ma jox ko xale yi ne leen àqu wax ndax damaa tayle sama lépp toog ci télé bi wax mënta ñàkk. non gis nga l'islam. waaw ci toujours dafay organiser. gis nga ki ñuy yebal ne ko demal collecté ji azaka yi. wallaay même bu fekkee il est riche. dañ koy jox ci azaka yi. mënul ñàkk man moo tax bu ñu ma yóbbanteeg may jox ko nit damay xaw a découragé ndax il faut que ma teq ca lëf jox ko kii indi yóbbante bi. mais li ma ci jaaxal kay mooy comme da nga annoncé ce montant bi ba pare. waaw loolooy problème bi deet naa ko ci tegal ndax man Serigne Fallou sama wifi ni xale yi naan connexion internet bi ci man galasa ko waral maam yu ma séq ak moom nag yàlla na suñu borom bàyyi ñoog suñu sang yi nga xame ni li ñuy ñaan bis bu jot rek mooy suñu borom yokk seen i leer te taas ñu ci seen i barke. moo tax particularité Sénégal dafa xaw doy waar donc Adjatou Oumy Diouf ñu ngi ko ndokkeel bëggul ku ko tudd di ko ziar bu baax Kamal Silla sunu rakk la ñaxana jum fonk lool Serigne Fallou Fallou Dieng woykat bi nga xamee ni akuk taalibe la bu réew mi yëpp ràññee ñu ngi ko ziar bu baax ak kull koo xamee ni rek yaa ngi àndandoog ñun tey ci télévision Futur Média tey rafetlu jotaay bi la nga xamee ni mooy premier Ngone Ndiaye géwél nee na sa soppe la moom it nee na mu ngi may Orange Money léegi li mu yor ndax ñoom it seen dara doxatul dematul xew wayaanatul mu ngi nasi fer di jaay sax waaye nee na doxut noonu ndax dañu ne toog seen kër te bu nasaan da daan yóbbul boppam te mënatul dem waaye yàlla baax na yàlla nañu génn ci mbas mi nga xam ne ni lépp la laal à propos de yi mu laal yëpp par exemple bëri na ci ay sénégalais yoo xam ne ni coro ñoo ngi kaas ci yokkuk denrée yi balaa nga ciy ñëw j'aimerais encore préciser que ñu ngi àndandoo ak ay partenaires yu bëri bokk na ci Orange dafa jagleel sénégalais yi ay suukaru koor rester chez soi te jot sa suukaru koor chaque semaine grâce ak Orange Money grâce ak Orange plutôt bëgg naa nga tënk ci aslëf balaa ñuy dem ci li sujet bi Coro préparé ba di ci waxtaan ak ki xam ne ni moo di Momar Ndawasko Sène. waaw jërëjëf Pape Cheikh di gërëm bu baax comme ni nga ko waxee suñu partenaires yi gannaaw Orange aussi TQG moom ñu ngi koy gërëm ci taxawaay bi nga xam ne mi ngi koy def mais surtout liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci yenn murs yi tooy yeeg ak yenn yi nga xamante ni terrasse yi gis nañ ni parfois bu nawet bi ñëwee dafay am li nga xamante ni ay tooy laag wala mën na ay yàqu-yàqu ci peinture yooyu ñoom waa TQG mën nañ leen fekk fële ca kër Damel rond point 26 ak 65 rue Ngalandou Diouf fii ci Ndakaaru 84 rue Ngalandou Diouf aussi Mbour tamit mën nañ leen fa fekk ci route nationale bi côté rond point Saly mën nañ leen fekk Touba tamit rue 28 mën nañ leen fa fekk waa Les Kandia aussi ñu ngi leen di gërëm bu baax ak ñi nga xamante ni ñooy NMA avec les pâtes pastami ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm Sow Ardo savon la main ak Delia et la gamme Jadida ak sant yàlla boutique Prestige Déco ak Cheikh Kacha yi nga xamante ni parfois ñu indi ay yëf yu am solo ñaa ngi wax waxu mburu mi njóobeen yi xam naa loolu dinañ leen gën a arrangé. voilà bu leen fàtte itam jënd Ilimix par jour bu 1000 francs bi dégg naa baax na nañ ko jënd mu ngi wone bagaasu Kacha yi jërëjëf Maxu tonton mag yi fi lekk da koo intéressé te mi ngi toll ni Balla Gaye fi mu ne nii woor ba pare di neewi am na lu ko gën am na ñoo xamante ni yëguñu sax koor gi macha allah donc yii yëpp Kacha ak Kabili la jógee li neex mooy njaayu mburu mi dafa miti waaye da ngeen di commander rek chez Kacha wala Kabili ñu livrer leen ko immédiatement seen kër laata heure ndogu donc maa ngi doon wax itam ci Ilimix 1000 francs yi daf leen di permettre ngeen bénéficier ci 24 heures d'appel illimité ci réseau yëpp am 100 SMS ak 50 émo internet disponible na ci Orange et Moi wala ngeen def dièse 144 dièse wala dièse 250 dièse donc Orange dafay multiplier seeni offres généreuses pour vous permettre de rester à la maison tout en vivant un Ramadan où nous serons encore plus unis et solidaires heure bi bu ñu fekkoon ci jamonoy internet bu manqué dina metti ak confinement pour certains couvre-feu pour beaucoup waaye nañu góorgóorlu rek te xam ni am nañu ay possibilités yu ñu am grâce ak Orange lu ko mooy yi ñu leen di dimbalee itam 1h du matin moo jot waaye ku dugg léegi mën naa ko jox ñaar fukki junni yoo xamee ni mën na doon ndimbal teg ci pañe boo xamee ni pañe bi dina def ceeb suukar diwlin sobleeg pomme de terre café diwlin ak tàndarma saabu gel ak masque loolu itam ndimbal la bu ñu leen mën a baaxee léegi ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 allo. oui allo. allo. oui allo. kooku. oui allo. ñu ngi lay dégg kookan la. allo. ñu ngi lay dégg kooku. oui
man la Lucien. yow la Lucien na nga def Lucien. oui ça va bien. yaa ngi woote fan Lucien. maa ngi woote HLM Grand Yoff. HLM Grand Yoff nu ngeen def ak crise bi coronavirus bi mbaa yéen a ngi moytu bu baax ak xale yi ci kër gi. ah oui ñu ngi moytu bu baax moom comme li ñuy wax rester chez vous ñun ñëpp ñu ngi lay toog suñu kër. yéen a ngi raxasu. oui ñu ngi raxasu moom. mbaa yéen a ngi sangu parce que raxasu rek la ñuy wax kalaasu Mbay Diouf gi dégg naa dañuy raxasu rek dañuy fàtte sangu bi it c'est important de. bien sûr ñu ngi sangu kay. très bien du ma la téye lu yàgg comme nee ñu ndimbal la ñu war a joxe yow daal dimbalee nañu la Lucien enveloppe bu toll ci ñaar fukki junni. Lucien oui allô. waaw ma ni. oui. dimbalee nañu la enveloppe bu toll ci 100 000 francs. ah merci. na nga fexe ba sédd ci waa kër gi nag te bañ koo kot di ko lekk yow kese. non pas du tout. voilà parce que ndimbal la pour toute la famille. bañ ko jël rek teg ci sa kalpe di kurumtu par ndànk de temps en temps nga laal 5000 dem ñëw toog sa yaay jàmbat te doo ko jox yooyu baaxul Lucien. ouais ok. voilà c'est pour toi ne quitte pas comme ça ñu xool naka ngay def ba jot ci grâce ak Rapidos mi nga xam ne ni moom la ñu àndal ci livraison dund yi nga xam ne ni ñu ngi koy séddale léegi nag damaa bëgg a joxe panier boo xam ne ni valeur am mu ngi toll ci 100000 panier bu def ceeb diwlin ak meew ak ñoom tàndarma ak masque ak gel allo. allo. Aïcha allo na kooku gaaw ñu mën a àggali 1h33 du matin mooy doog a jot allo heureusement ba ma kumba suba demul ci rajo bi donc mën nañ ko fee téye ba 6h du matin. wàññi naa ko. waaw kay wàññil télé bi kooku. waaw man la Seynabou. Seynabou na nga def mbokki fan. maa ngi fi rek. entrée koŋ-koŋ wala waxul loolu ah maa ngi fi rek d'accord noppi yee baaxatul mag la ma fekkee ne ma wu fet boiñ yi Seynabou apparemment déggul Aïcha numéro yu bëri na bu ngeen composé rek bu dee dafa xaw a mel lu saturé mën ngeen raccroché composé beneen 88 628 99 80 bi affiché wu nii baax na yeneen yi itam 76 baax na fu ngeen woote rek mën ngeen ñoo jot en direct bu ko defee fàtte woon naa bi bu ko defee ñu mën leen a jox ci ndimbal yi nga xam ne ni ñoo ngi koy séddale Ajaratu Aram Diop mu Sëriñ Fàllu goro suma rakk Kamal Silla ñu ngi ko ndokkeel bu baax Ibou Diop Ndiaye càmmiñal Ajot Sodo Bousso ñu ngi ko ndokkeel moom itam bu baax ca France foofee la confinement bi gënee metti mais ñu ngi leen di xalaat itam njabootu Chérif Abdourahmane Fall Tilala xam nga at bu jot ma fàttaliwaat leen ko daan nañu amal programme bu mag bu mu daan organiser ca esplanade bu ñaari tali Serigne Abdoul Aziz Tilala di xalif ci Serigne Abdourahmane Fall Tilala moom mu ngi ñu xamal ni dañoo annulé guddi gi nga xam ne ni guddik maam Cheikh Ibrahima Fall la ndax coronavirus bi waaye xam naa ci bis boobee daañu jéem amal ab programme boo xam ne ni maam Cheikh la ñu koy jagleel fii ci télévision Futur Média ñoo ngi ciy liggéey dama ci am ay sëtëm yoo xam ne ni dañoo lakkale Ndeela mu Chérif ca États-Unis yaayu Mohamed mbokk ndeyam ndey ak Kiné Fall saa yu xëyee ne ma kañ ngay waxtaane sama maam sa maam nag mënee suñu ko bañ a waxtaane ci quartier général bi loolee ñoo ngi koy wàcc bu ko defee mu doon lu leen di bégal ndax Baye Fall yeeg Yaay Fall yi fi mu ne seen xel yëpp mu ngi ci daje bu njëkk ci diggante Cheikhul Khadim ak ki nga xam ne ni moo di Cheikh Ibra donc ñu ngi koy wàcc bu baax ñu jël beneen téléspectateur très rapidement allo. allo waaw. kooku. Amara. yow la. Amara. Traoré. waaw Traoré. noonu nga sant. allo. waaw ma ni noonu nga sant Traoré nga sant. waaw Traoré laa sant kay. très bien loo bokk ak kii football te mu tuddoon noonu ca jamono ya. pourtant bokkuñ dara sax. da ngeen tombé rek Amara ji ak Traoré ji. daa tombé rek. très bien foo dëkk. Kër Massar. yaa ngi Kër Massar nu ngeen def ak mbas mi.
mu ngi nii rek. yéen a ngi set. yéen a ngi set bu baax di toppatoo xale yi. waaw ñu ngi set bu baax moom. jeena ana mère bi. bu baax di toog ci kër yi. waa toog leen de bu leen génn de ana mère bi. mère bi mu ngi fii. léegi dama lay jox dund boo xam ni dina am ceeb dina am diwlin dina am tàndarma dina am gel dina am masque ndax yow bu ko defee sa yaay mën cee jot. merci waay. waaw yaa ko moom waay kontaan naa waay. ñoo la gën a kontaan. jaafate. waaw dégg de. jaajëf waay xale yi noonu lu ñuy def ay jaayef waay xam nga oustaz tamit seen xale yi seen aar daa metti jaaf waay bul raccrocher comme ça ñu jël sa adresse ak yëpp mën la ko livrer foofee ca Kër Massar grâce ak Rapidos xale yi ay jaaf waay la ñuy wax yooyu du la jaaxal des fois jaafate yaa oustaz. non xam nga man maa ngi ñoom ñoo bokk benn milieu bi. waaw dëgg la de moo tax ñu lay tuddee oustaz digital. waaw maa ngi ñoom ñoo bokk benn milieu yi. jaaf waay donc bégee sunu fils boobu am na dund bu am ceeb am diwlin ak yu baax yoo xamee ni dañ ko livré fële nga xamee ni moo di Kër Massar dund gi nag saa yu yokkoo rek ñëpp kaas coro. C'est très normal, Pape Cheikh, parce que ñun moom suñu particularité ci Sénégal bokk na ci fonk lool suñu biir nag loolu moom lu am la te weeru koor itam nekk weer boo xamante ni consommation bi dafay gën a yokk donc tey bu dund yi denrée yi nga xamante ne ñun moom la ñuy gën a soxla bu yokkoo dañ koy yëg surtout ci jamono crise bi nga xamante ne poche yi daanaka dara nekkatu ci donc tey dem nañu fi nga xamante ne moom moo di Saint-Louis ànd ak Ousseynou Diop ñoom nag foofu ñu ngi ñaawlu bu baax anam bi njëkki yokko daanaka c'est passé du simple au double loolu nekk lu metti torop ci askan wi ñu dem xooli élément bi dellu siwaat. voilà ñu ngi jégalu c'est un petit couac technique temps yi suñu machine yi dañoo gëj a mos crise bi lépp la laal liggéey bi daa xaw a wàññeeku et on exploite beaucoup matériel bi ñu am ci kaw gis ngeen ni ñu dispatché studio yi ba bés bi day xaw a bëri ak ki nga xam ne ni mooy tonton Mac donc je lui laisse le soin de revoir machine yi ak élément boobule ñu doog delloowaat kàddu gi Alaaji Makumba Bey ak ki nga xam ne ni moo di Maman Ndaw bu Asko Sen donc consommation la ñuy waxtaanee je rappelle que ku ne am na lu la soxal ci période bile bëri na ci ay sénégalais yoo xam ne ni dañoo amee entreprise yu ndaw am na ñu yoroon ay table di jaay ndékki doxleetuñu am na ñu ibbi woon ay atelier de couture te mosuñoo def déclaration waaye terewul dañ daan fay personnel ñi leen di ñawal et tout ça salon de coiffure yooyu yëpp doxatul muy période bu xaw a compliqué pour ñoom surtout. waaw muy secteur bu informel parce que Baye Cheikh man sànq je sais pas si je peux me permettre pour. bah oui en attendant ma ko di lijjanti problème. voilà exactement monsieur Sène maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau monsieur Ndaw du moins di la dalal ci plateau. Bon en fait man très souvent dama naan si crise yu mel nii si la ñuy xamee tolluwaayu réew ndax bi mbas bi laalee Chine en très peu de temps mbas bi jeexagu fa waaye képp ku soxla soo gisee tey masque à travers le monde Chine moo la koy produire donc loolu je pense benn système organisé moo ko war ak ay principes yoo xam ne dañ ko tëddal ci yooyu les réew soo ci defee tuuti jàngat man nag li may laaj ci réew mi en tant que association de consommateurs est-ce que compétence yi war ci seen biir association bi moo ngi ci parce que tey su fekkente ne boulanger yaa ngi kaas ne ñoom génnuñu ci ñu gis ne secteur boobu li koy càmbar saa su ne management de la valeur la maanaam réduction des coûts xool mbir bi suñu jëlee matière première bi nan lañ ci mën a indee li nga xam ne mooy matière finie bi nan lañ ciy fayee employé xool charge yi pour mën a définir li nga xam ne mooy prix final bi soo gisee tey bëri na sénégalais yoo xamante ne mënuñu lire li nga xamante ne mooy seen facture d'électricité te yu bëri souvent da ciy am soo demee ci lu mel ne wàllu banque bi parfois am na yu ñu lay teg yoo xamante ne soo ci amee tuuti jàng di nga xam ne lii waruñu ko teg li nga xamante ne mooy consommateur bi tey Coro wax na la ko sànq dañoo jëm ci crise
crise boo xamante ne xamuñu ban dayoo lay am tey mu am lu rëy lu tegu ci sa mbagg en tant que président association des consommateurs sénégalais yi di la xaar ci domaine yu bëri tey nan ngeen nar a taxawee pour contrôler li nga xam ne man dafa bokk Baye Cheikh ci lu ma gën a soxal muy lekk bi parce que ñun lépp daanaka dañ koy importer ci réew mi muy meew bi am na lu ñu ciy wax par rapport à la qualité du lait muy li nga xam ne viande biñ fiy indi la te tey sénégalais yi poche yaa ngi bënn fii ku fi toog sutura nga tooge yéen nan ngeen nar a taxawee ëllëg pour sensibiliser les sénégalais yi leen di xaar pour ñu dellu ci cosaan Baye Cheikh damay laaj benn question rek mburu nga jënd ko war ci def dara war a def café meew ak suukar ak nga jël fonde bi def ko fonde bu neex def ci sa meew sa suukar wala toqal ci sa citron ban moo gën a yomb donc man damay ne tey man foofu lay xaar association des consommateurs càmbar ci période de crise bi nan ngeen nar a taxawee ci lépp loo xamante ne ci wàllum importation la jëm parce que d'habitude rupture su amee rek ñi dencoon produit yu périmé yi dañ koy génne yokk ko produit périmé la wax de loo xam ne baaxatul falsifié ko marché bi day dem ba jaxasoo boo xam ne sénégalais si yéen lañ yaakaar pour ñu gindi leen tey nan ngeen paree seen guerre parce que ci pour man ci guerre la ñu toll. waaw jërëjëf xam nga guerre boo xam ne ñun commencé nañ ko yàgg na parce que ça fait des années yoo xam ne suba midi ngoon ñi ngi xeex ci li nga xam ne moom mooy qualité produit yi gis ngeen ne temps yi am na benn genre vidéo bu ñuy wane naan benn ceeb bi wane ci ay melax-melax yu nekk ci ceeb bi am na sax ñu doon wane ne sax mooy ceeb bi ñuy distribuer non c'est pas ça loolu daaw la woon xawma daaw jéeg loo xam ni ku importé woon ceeb la mu ànd ak li ñuy wax gel de silicate maanaam yéen jigéen ñi am na su ngeen jëndee daal am na ay mbuus yu ndaw yu mel ni lu def xorom yoo xam ne suñ koy def ci biir sac bi su ko defee day tax guusaay bi loolu da koy muucu léegi nag kooku bi mu importé à peu près 1000 tonnes ceeb mu dugal ci ay saako yu mel noonu yoo xam ne day muucu li nga xam ne moom mooy guusaay bi biñ déchargé ba pare nag xam nga saa yu ñuy déchargé ceeb day am ceeb saako yu toj am li ñuy wax balayure léegi nag saaku gel de silicate itam toj biñ balayee ñu boolewaale ko mu nekk 19 saak yooyu nag dafa mélangé ak li ñuy wax gel boobu am ci benn bu rëcc buñ jaay ba mu dem boori Louga bi ñu yëgee mbir mi ñu saisir ñi nga xam ne ñooy techniciens yi nekk ci ministère du commerce saisir ki nga xam ne moom mooy chef du service régional ba gars yi ñu jàpp leen alamaan leen daan leen kon liggéey la boo xam ne ñu ngi koy def te mbas amul toujours dañ koy def maanaam loolu en permanence lañ koy def tous les jours nekkul ne nag lu ñu def rek wax ko ci télé bi wala wax ko ci rajo yi ndax liggéey la boo xam ne tous les jours la suñ ko doon def xaj na chaque jour ñu ngi génn télé wala rajo donc li am solo mooy mbir mi boo xoolee actes yi ñu posé yëpp wax naa la ko bañ commencé premier journée nañ raxasu ci lañ wax ne nañ def norme ci gel yi nañ fixé prix gel yi prix yi fixé nañ ko mais norme gel bi génnagul ci lañ waxee nañ def ay masques yi ñu def norme tamit ci masques yi ak ñan ñoo war a jaay gel yi et cetera donc depuis le début ñun ñu ngi def accompagnement ci lañ waxee ne na état bi baal nit ñi li nga xam ne mooy location courant ak ndox état topp ñu ci courant ak ndox mais ba tey sax ci courant bi am na daal yu des ba tey yoo xam ne ñu ngi continuer di ko xeex kon ñun accompagnement bi ñu def tous les jours la lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul accompagnement boobu nag ci qualité daf ci nekk lu am solo pour ñun parce que qualité bi gis ngeen ne bu koor jotee suñuy habitude de consommation maanaam li ñuy far di jënd day changé dañuy commencé di jënd ay aliments transformés yu mel ni ki ay jambon yeeg ñoomin seen charcuterie yooyu bokk na ci lu bari yoo xam ne day indi ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom mooy wér-gu-yaramu nit parce que dafay bari xorom déjà boole ko ak ni ñu ko transformé day indi kii yu bari yu muy indi te malheureusement jàpp nañ ne ku lekkul charcuterie ci weeru koor dafay mel ni lekkoo dara mel ni bokkoo donc loolu tam ay jafe-jafe la mais ci biir loolu nag comme dañuy lekk loo xam ne ay aliments transformés la ñuy def ci ay potak yu mel noonu nga xam ne day am ay date de péremption day am ay composition yu compliquées et cetera loolu aussi lu ñuy def chaque jour la di ko lijjanti parce que suñ ko deful rek nit ñi ndax biir amul bale li nit ñu bari xamul Sénégalais yi africains yi en général dañuy lekk dara seen biir su yëngatuwul rek ñu ne baax na fekk na mun ngaa lekk dara juróomi at après mu indil la feebar boo xamante ne bi kenn du ko mën a faj
te bu ngeen xoolee gis ngeen ne depuis de plus en plus am na ay feebar yu ñuy wax ay maladies yoo xam ne ay maladies chroniques la nekkul feebar yoo xam ne feebaru da ngaa lekk microbe déedéet mais da ngaa lekk loo xam ne ëllëg ak si biir mun na laa indil feebar yu mel ni kii ay cancer ak ñoom it seen loolu moo tax loolu liggéey bu ñu def tous les jours la tey jii da ngay xool jus d'orange bu munti doon dañuy defar ay jus d'orange yoo xam ne yëpp foo la maanaam ndox mi rek moo ciy vrai li ci des yëpp foo la da ngay jël ndox nga toqal ci colorant maanaam loo xam ne day joxe couleur comme ni ñuy cuubee yére yi rek colorant nga jël toqal ci colorant bu ñuy wax tartrazine E102 lañ ko tuddee mooy colorant bi gën a am jafe-jafe si àddina bi ci fanweeri at yu mujj yi donc am nga ndox mu am couleur jaune nga jël arôme maanaam cëf ko toqal ci mu saf orange am nga ndox jaune na saf na orange nga jël li ñuy wax saccharine xorom la waaye boo ci toqalee tuuti day saf suukar 1 kilo de saccharine mi ngi suukar 500 kilos de suukar nga jël ci ay ferñeent def ko ci mu saf suukar ba waxe nga am nga xorom am nga ndox mu saf suukar saf orange jaune ñu ne le jus aromatisé à l'orange du ñemee wax jus d'orange parce que loolu dañ koo contrôler maanaam dénomination contrôlée mënoo koo wax lu may ci ay conditions su ko defee sénégalais bi ñëw di jënd affaire yi am ay résidus de catalyse mun na indi feebar yu garaaw yoo xam ne mun na ko donc ñun loolu ñu ngi koy def tous les jours maanaam liggéey boobu ngay wax ci mbirum qualité ñu ngi koy def tous les jours ñu ngi def sensibilisation ñu ngi ànd ak service yi da ngay ñëw par exemple nga ñëw place boo xam ne dañ fay jaay produit yooyu xam nga bu nawet bi bu koor gi jotee pot yu bari la ñuy jaay maanaam li ñuy wax conserve da ngay ñëw gis ne ku defar date changer date bi wala mu taf ci beneen étiquette xam nga tey produit boo xam ne mi ngi jeex le 10 janvier par exemple 2020 le 11 janvier 2020 léegi su fekkee ne 11 janvier 2020 lañ bind mooy 11/1/20 soo effacé 1 bi rek 11 lay doon 20 mais 11 mooy novembre su fekkee ñaari chiffre rek la maanaam benn chiffre rek nga effacé yokk nga durée de date de péremption bi de 10 mois. te loolu fraude la ndax produit yi léegi ni ñu leen di defee garaaw na garaaw goo xam ne bu périmé poson lay doon. kon yooyu yëpp ñu ngi koy xeex nit ñi tam ñu bari foog nañ ne. ku ci dem supermarché yaa ngi ci lu wóor. mais supermarché xam nga dañoo am ay armoire yoo xam ne ci la ñuy def bagages yi. armoire yooyu dafa war a am benn thermomètre buy wax ñaata température la marqué. soo ñëwee di jënd xoolal température bi ñu bari duñ ko def ndax da ngay gis loo xam ne 6 degré la war a nekk wala 4 degré wala 5 degré nga ñëw affaire bi marqué 13 su ko defee produit bi mun na am jafe-jafe fekk ne date de péremption bi jotagul donc yooyu yëpp tout le temps ñi ngi def ay sensibilisation def ay kii di yónnee ay équipe ñuy dem ci supermarché yi di xool ndax mbir mi jaar na yoon ñu leen di verbaliser ak ñi nga xam ne da ngay ñëw dugg ci supermarché. nga ñëw jënd benn produit bi ngay ñëw ci rayon bi nga xool ñu ne la 1500 nga ñëw ñu fay ko la 1750. te seetlu woo ko. chaque jour loolu ñu ngi ci jàpp ay supermarché ñu leen di verbaliser donc. ñun liggéey bi ñuy def c'est en permanence. en permanence la ñuy def di dimbale. est-ce que sénégalais yi ñoo ngi koy yëg est-ce que yéen a ngi sensibiliser si lu mel nii mais man sama question bi ma posé sànq mooy tey mbas am na. poche yi bënn na. dëgg la sénégalais dafa tàmm dund au-dessus de ses moyens. man loolu laa jàpp. pour la plupart. souvent voilà souvent. certains. voilà maintenant léegi. ñun ñu jëm ci période boo xamante ne xam nañ ne c'est des lendemains sombres pour ñun ñëpp ñu am lu ñu war a taxawee. yéen ban plan ngeen pare pour wax ak sénégalais yi wax ak consommateurs yi parce que nu ma bàyyi di ko wax bàyyi chef fonde bii laay xëdde nu ma mar nu ma xiif ba ngoon est-ce que tey jotul amoon na période boo xamante ne crise farine boulanger farine amu fi woon mburu dugub la nit ñi jëloon ak li nga xamante ne mooy fonde yi ak sombi donc tey man en tant que association de consommateurs ci bis yi ñu jëm nan ngeen nar a taxawee pour sensibiliser conscientiser les Sénégalais qu'avec 5000 francs peut-être on peut vivre pour une semaine pour ne pas exagérer si li ñu am si sànqal bi si géej bi si gerte gi si laaxu caaxaan yi si yooyu nga xam ne am na nutriment parce que tàmmuñu guerre tàmmuñu famine et c'est dommage que gisaguñ ko ba tey waaw loolu sax am na boo seetee bu njëkk li ñu daan jënd ci boisson wàññeeku na de léegi ñu bari ñooy defar seen jus yi donc Sénégal yi commencé nañu yeewu ci côté boobu mais léegi-léeg produit yooyu ngay wax yu Sénégal yi des fois ñooy gën a cher parce que boo bëggee togg benn cere tey jii facilement mu gën a cher yenn togg yi aussi donc ensuite dañoo jël ay habitudes yoo xam ne tax na ba yu bari dañ koy yéex a réaliser je donne un exemple tey jii nga dem marché
bugg a togg sa ceebu jën bu xonq ak jën yu mag nga dem marché na xari maanaam amoo xaalis bu doy lan ngay def au lieu nga togg bu xonq da ngay togg bu weex dindi tamaate bi c'est un poste très important nga économiser nga dem débrouiller nga demaat ñëw marché na xari dootoo def jën yu mag doo def jën yoo xam ne jën yu weex la jën yu ñuul ngay def et cetera mujj gi nga dem def jën yu sew kon maanaam solution yi ñuy def solution pour wiiri ci plat yi bokk na ci liy tax ba sax sénégalais bi en général lu bari du koy kaas. donc yooyu itam lu ñuy jël en considération la. mais il faut tam ñu xam ne sénégalais day toog croiser les bras di seetaan. dafa xaw a naqaree défendre damay joxe benn exemple rek gaz 2885 xam nga moom lay jar bu bitik ci bitik bi bu 6 kilos bi prix officiel mais yéen ñaata ngeen di jëndee gaz amu ci kenn ci yéen ku koy jëndee loolu. waaw mais du ngeen boole xam nga lu tax. parce que sa soxna sa nga bàyyi kër ga. su fekkee ne dem nga liggéey gaz bi jeex te fekk ne nekkoo fa amoo solution moom ci boppam boutiquier bi moo koy lebal gaz. léegi nag su ko defee bu fekkee ne boutiquier bi yokk na prix bi moom du ko ñemee boole. parce que day bañ su subaa du ko lebal. dëgg la donc su ko fekkee li ne ko teg yoo xam ne teguwul mu di ko nangu di ko muñ parce que dafa nekk bi ñuy wax une cliente captive. ce qui fait que même yenn sensibilisation yi ñoom dinañ xam li ngay wax ne dëgg la. waaye duñ ko mun a nangoo def da ngay gis ku ci dem ba sonn boobu kii sax woo ñu téléphone nañu ñun kat suñ bitig bi li muy jaay jaarul yoon. waaye buñ xam ne maa leen oo. xam nga kon loolu aussi il faut que tam consommateur bi jàppale ñu ci pour mbir yooyu. mais su fekkee consommateur bi dafa captif et que bu fekkee ne laaj na ak xam bu boobaa moom itamit dafa war a respecter ay yelleefam. te yelleefam matut. consommateur bi day nekk ci situation bu tagga témbe donc yooyu ngay wax yëpp lu ñuy jël en considération la ci domaine yëpp tey ji bu sénégalais bu jaaxle consommateur ngay o parce que seen ngay o soo amee problème ak sa bailleur consommateur da ngay gis ku dem ba xuloog policier sax di ñu o parce que amuloo beneen recours boobu nga dem boo xuloog policier fooy dem boole ji ko police c'est compliqué comprendre nga da ngay am problème location nga dem préfecture ñu ne la demal Ascosen nga dem police ñu ne la demal Ascosen parce que c'est compliqué à gérer et cetera donc ci tous les jours fi mu ne nii nag population yi dañuy yeewu est-ce que xam nga ñan ñoo ñuy gën a contacter di def ay réclamations ñu dëkk ci ay villages yoo xam ne su ma la waxoon turu village yi sax xamoo leen parce que ñoom ñëpp fi mu ne nii dañuy connecté dañuy am information dañuy xam lii seen àq dañuy xam lii seen yelleef di ko laaj su ko defee bu boobaa da ngay gis ne kon léegi dans la vie de tous les jours sénégalais yi xam nañ ne am nañ foo xam ne bu ñu fa demee dinañ jël en considération li nga xam ne mooy seen i jàngoro. dinañ ci def luñ mun pour que loolu sotti. te très souvent dañ ciy am ay résultats. voilà à propos de njëkk yi li ñuy bëggoon teg sànq defe naa noppi na ci ginnaaw mën nañu koo teg doog ci commentaire balaa ñuy enchaîner ci dernière partie bi. moment de guerre comme ni ko président Macky Sall waxee. te moment de guerre da nga war a armer sa ay citoyens dooleel sa askan je pense que donc ñi yokkee d'abord denrées alimentaires yi dafa jaatuwul jóge fa encore gel hydroalcoolique bi yokk na nga yokk boo xam ni kenn mënut a si jot masque yi ñu takk nii paquet de 50 mu ngi jar 1500 daan jar léegi mu ngi jar 15000 nga jóge fa encore même transport public bi sax dañ ko yokk léegi je pense que loolu dafa nekk loo xam ni ñun askan ñoo ko war a bañ parce que sénégalais dama koy faral di wax dañ tàmm di profité ci moment de malheur li tubaab naan le malheur des uns fait le bonheur des autres. la rareté du produit qui fait sa valeur li ñu war a jënd bu bëreetul ci bëtu nit ñi rek njëg li dafay yokk lu normal la moo tax ñuy xool wax dëgg yàlla mbir mi nan lañ ci war a mën a organiser waat ba li des ci weeru koor ñu mën jàppale nit ñi quoi. actuellement nii wàllu koom dafa am loo xamee ni dañu koo jàng mooy crise bu ñëwee rek da koy dérégler dafay daal di nekk une économie de guerre. économie de guerre nag dafay nekk dëkku jën dëkku till ak golo c'est-à-dire que ku nekk booy dox da ngay gestu sa morom koo jekku rek tëgg ko romb. waaw donc économie de guerre loolu la wax c'est vrai. aussi période bee ko laaj. waaw période bi moo ko laaj Pape Cheikh te am na yenn denrées yoo xamante ni ñun comme ni ñu koy waxee li ñu am ci suñu réew daanaka bariwul. donc lépp dañuy dem jéggaani ko biti réew aujourd'hui xam nañ ni que am na yoo xamante ni xëj na mënul ñëw wala ñëw bi dina am jafe-jafe donc dina accuser du retard donc le fait que muy manqué mooy tax muy cher en fait
parce que tey bu fekkee ni que produit bi ñëpp amandoo nañ ko ku nekk da ngay xool naka ngay def ba mën a écouler sa boss à temps. mais su fekkee ni que benn commerçant rek moom moo ko am comme ni ñu koy waxee dañ ciy laxas jaan ñaar ñetti commerçant am ko donc loolu dafay nekk problème pour nit yi mën a procurer wu xëj na denrée boobu noonu du coup njëg li dafay daal di yokk loolu nekk jafe-jafe ci askan wi ci jamono boo xamante ne ni ñu koy waxee on est en guerre malheureusement te tey jii am na ci ñu bëri ñoo xamante ne seen liggéey sooxe na ñenn ñi da ngay gis benn famille boo xamante ne oustaz benn nit moo ko porté donc nit boobu tey bu fekkee ne li mu mënoon démb mënu ko tey ndax feebar bi nga xamante ne ci la ñu nekk boole ci ak njëg yi yokk donc yooyu yëpp dafay nekk ay jafe-jafe xëj na bu may dem ci Momar Ndao Afka Sène pour mu wax ci njëg yi nii dinaa ko yónnee waale benn laaj muy tey gis nañ ni marché yi yu ci bëri utal nañ leen heure bu ñuy tëj mais ci beneen moment gis nañu ay yenn ci ay supermarché wala grande surface yoo xamante ne xëy na dañuy dem ñoom tamit ba heure bu gën a kawe 18h wala 19h ci moment boo xamante ne marché yi tëj nañ 14h wala 15h on dit pas que warul demee noonu mais est-ce que waruñu ko xoolaat un peu parce que regroupement yi ñuy bañ quand même ci marché yi moo am ci supermarché yi c'est la même chose. mais c'est plus facile d'organiser grande surface. oui, supermarché que marché yi. oui j'avoue que grande surface yi ñoo gën a neex a organiser que marché yi mais pour man yenn saa yi inégalité yi am ci population bi Pape Cheikh moo am ci supermarché yi ak marché yi moo am ci yeneen ak yeneen parce que quelquefois dañuy privilégier xëj na ñenn au détriment d'autres loolu xaw ma tey lan moo ci xalaatu Momar Ndao Afka Sène ginnaaw bu waxee quand même ci prix yi nga xamante ne mu ngi yokk concernant yenn denrées yi. waaw jërëjëf xam nga li nga wax ci supermarché yi am na foo xam ne d'accord naa ci ak yow parce que supermarché yi itam dafa commencer am regroupement. ndax ni nit ñi di ñëwee ak ni nit ñi di génnee. dafa tollawul su ko defee ba léegi day am bouchon moo tax il faut que tam ñuy seet nan lañ mën a def pour faciliter li nga xamante ne bi moom mooy njaay mi je pense que tëj marché c'est vrai marché moo gën a compliqué à gérer mais supermarché itam war nañ koo gérer ba tax nit ñi dugg bee génn bi gën a gaaw pour que nit ñi nekk dans des situations yoo xamante ne bi situation dinañ respecter li nga xam mooy les distances sociales et cetera parce que tam supermarché yi day am embouteillage léegi nag ñi ngi ñaan Sénégalais yi itam ñi nga xam ne mën nañ jënd en dehors des heures de pointe ñu dem di jënd en dehors des heures de pointe ñi ngi leen di xelal tam di leen ñaan bul dem supermarché ñëw laal benn produit yëngal ba mu neex la tegaat demaat laal beneen yëngal ba mu tegaat sooy ñëwee supermarché bul yëkkati produit xoolal ba gis bi nga xam ne moom nga la bëgg nga jël ko dugal sa kat yi parce que tam bu fekkee ne da nga am lu tax sa loxo wala dara nga laal tegaat keneen laal tegaat et cetera contamination mën na jaar foofu contamination tam mën na jaar ci xaalis donc ñiy manipuler xaalis ñëpp aussi ne ñuy def gel di utiliser di nettoyer raxasu baax na mais ne ñuy sëlmu aussi parce que raxasu d'accord la ñu wax pour microbe bi bañ a jaar mais microbe fu muy jaar ci gémmiñ ci bakkan ci bët ci bën lay jaar donc ne ñuy bàyyi xel loolu tam yaakaar naa ne action la yoo xam ne bu ñu koy def geste barrière di moytu jàpp bunt yi loolu yëpp ndax ñiy jàpp ci bunt dañuy bari wala boo jàppee ci bunt nga am sa gel ci sa poche wala sa sac bu dee jigéen nga laalaat et cetera yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la aussi ci gestes yi nga xamante moom la ñuy digale. voilà donc nañu bàyyi xel bu baax ci geste barrière yi ça va être compliqué parce que lu ñu tàmmutoon la. yenn saa yi nga gis ku takk masque dindi ko dugal ko fii gis ko koy. xool ne den masque bi waroo koo defee nii mais yu ñu tàmmul la. loo tàmmul nag pour nga dem ci à 100% dafay métti mais defe naa bu ñu góorgóorloo dinañu dem ba am ay habitudes yoo xam ne ni dina méngoo. waaw ci affaire masque yi itam dama la cee bëgg a dolli dara. waaw effectivement au moins am nañ dara. Sénégalais yaa ngi takk masque. waaw quand même mais. docteur su la waxee ni ñuy takkee masque. di nga gis ne ñi ñuy takkee masque du noonu. masque boo koy takk da ngay jàpp ci lañeeri lonk nii. ginnaaw bi sa loxo set bi say loxo setee. voilà boo lonkee nii. benn yoon ngay laal masque bi. mooy ku mel ni man di sol lunette. da ngay naj masque bi fii. day tax du am fu muy peer fii moo tax ñu def weñ googu ci biir. su ko defee sooy nooyi du peer ba tax sa lunette yi di am. kii boobu maanaam coolool googu di am buée. su ko defee boo nooyee du def buée. léegi su ko defee amatoo droit laal masque bi. lu may boo koy dindiwaat. te boo koy dindi fii ngay jàppaat dindi ko nii def ko nii. affaire bi mujj na métti man damay takk masque sama bakkan di xasan. merci. nooy wokkatoo. léegi parce que saa yoo okkatoo rek jël nga microbe teg ko ci bakkan bi. parce que laal nga loo xam ne xamoo lan nga laal. métti na donc métti na mais déjà au moins le fait que ñu takk masque rek malgré loolu bokk na ci lim dimbali lu bari
ci freiner li nga xam ne mooy transmission communautaire mais masque moom dafay laaj ay façon yu ñu ko war a utiliser mais xam naa loolu dinañ ci ñëw au fur et à mesure mais en attendant déjà le fait que ñuy sol masque rek nekk na geste barrière bu am solo consommateurs yi am ay association ci dëkk yëpp nag moo xam Sénégal moo xam France sa taxawaay am na solo on va retrouver internautes yi Mamadou Ndiaye. waaw internautes yi d'ailleurs Pape Cheikh bari nañu ay questions d'ailleurs gannaaw ba ñuy féliciter bu baax Modou Gallass Mbaye di ko encourager gis naa ni ñoom ñëpp réagir nañ kontaan nañ bu baax. yaru na baax na mën na li muy def def na ko fi léegi. mais Momar li nga xamante ne concerne waa ASCOSEN ak Momar Ndaw tamit questions yi bari na ñenn ñi sax ñi ngi demander carte de membre nan la ñuy def ba am carte de membre pour bokk fii di ASCOSEN ndaxte actuellement situation bi ko obligé sénégalais yi li nga xamante ni seen liggéey bi soxal na leen leneen li nga xam ne question yi nga xam ne gis nañ ko yenn yi ci ëpp mooy est-ce que gouvernement bi buy jël yenn décisions yi dinañ leen woo yéen laaj leen seen xalaat. waaw effectivement am na yoo xam ne dinañ ñu laaj suñu xalaat am na yoo xam ne duñu laaj suñu xalaat da ngeen di xam ne par exemple ASCOSEN bi ñu ko créé mi ngi nekk novembre 89 en 1990 li nga xam ne moom mooy état bi dafa génne benn loi boo xam ne daf ci wax sur les sociétés nationales ne ci conseil d'administration société nationale yi war na am ku fa représenter consommateurs yi pour que bu société bu ngay def lu jaaduwut kooku taxaw fa balaa ñu koo def ba pare ndax bu koy bëgg a annuler day dellu ginnaaw moo tax par exemple hôpitaux yi ci conseil d'administration yi am na ba tous les hôpitaux du Sénégal am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñoo fay taxawal consommateurs yi di fa kaas lañ war a kaas suñ bëggee yokk prix yi wala bu fekkee toppatoowuñ ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar d'une manière normale wala bu fekkee hôpital ba liggéey normal ñooñu dañ koy kaas foofu ci biir te kenn du ko yëg mais dinañ ko lijjanti ci biir ba mu ne coog kon état bi lépp lu muy def daf ñuy boole mais décision yi muy jël nag état rek moo koy jël donc léegi li ci gën a bari day jël ay décision du ñu laaj suñu avis bu ko defee ñun dañuy def comme ñeneen ñi mais souvent lu ëpp ci liñ leen di xelal état bi da koy def waaw à chaque fois daal que wax nañ leen ay proposition daal li ci ëpp daal boo doon seet téeméeri proposition yu nekk ay 90 yi état dina koy topp mais nag du toujours lay topp ndax peut-être des fois état day am lu ko gàllankoor loo xam ne nit ñi xamuñ ko wala tax na ba mënul def loolu wala loolu liñ ko mujjee xelal mooy affaire ñu dindi mbiru courant bi dindi mbiru ndox mi mais xam nga ne foofu aussi dindi nañ ko waaye am na lu des loo xam ne jàppoon nañ ne waroon nañ ko defee pour courant bi ak i tamit ba léegi ñi ngi continuer di demander pour li nga xam ne mooy location bi pour aussi ñu dindil ko consommateurs yi. amaan na beneen question bi nga xam ne dafa soxal mbirum courant beeg ndox mi ndax ñi ngi doon wax ñi nga xam ne ñoo ko yeeyool ñi kii nag dafa laajte ba xam ci mbirum ñi nga xam ne ñoo nekk ci zone rurale yi est-ce que ñooñu gis ngeen ñoom yow sa bopp def nga ay gëstu ñu yëg nañ ko ci moment bi nga xamante ni très bien pandémie bi waaw ñun loolu loo xam ne suñ priorité la parce que ñun dañoo wax ne ki dëkk ci kaw gi ak ci dëkk ci si dëkk bi ñoom ñëpp ñoo bokk am àq ak yelleef ci li nga xam ne mooy état d'ailleurs am na loo xam ne xeexal nañ leen ko ba tax léegi am na ndax bu njëkk boo nekkee ci village na ngay fay courant moo gën a seer ki nga xam ne moo nekk ci taax yi di bokk ci Sénélec da ngay gis villageois bu ne ñu ñun kat ñu ngi dëkk sàngam ñii 4 kilomètres lañ dëkkee wala 2 kilomètres soriwuñ mais ñoom ci Sénélec lañ jokk li ñuy fay moo gën a yomb te li ñuy consommer la ñuy fay te ñun ci ñi ki ñu boole maanaam affaire électrification rurale yooyu taal fay taalul fay la donc loolu kaas nañ ko ba léegi loolu vraiment prix yi léegi harmoniser nañ ko taal fay taalul fay bi moo des ci yenn ñi nga xam ne façon compteur yi ñu am ak ni ñuy compter courant bi moom moo réglé gul mais ñu ngi ci loolu aussi pour ñu lijjanti ko léegi nag ci li nga xam ne moom mooy ndimbal gi pour ndox mi am na 3 milliards yoo xam ne dañ ko calculer woon pour 3 milliards 200 yoo xam ne dañ ne woon ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kaw gi ñooñu ñoom lañ ko jagleele pour seet nu ñu leen ko wàññilee mais état dafa dugg gis ne ñi nga xam ne ñooy gérer ndox yi ñëpp bokkuñ façon te état ne waa est-ce que man su ma ko ci dugalee dina yegg ci consommateurs yi et cetera ba tax na defuñ ko xaalis bi nag ñu ngi ko dajale fenn ñu ngi ko téye di xool est-ce que lan lañ koy defee et cetera mais déjà xam nga am na problème mu assainissement nit ñi war nañ jokk ci assainissement ñenn ñi jotuñ ci xaj na loolu tam mun nañ ci xool lan lañ mun a def pour subventionner assainissement et cetera li jëm ci courant bi itam c'est pareil ñoom itam war nañoo mun a jokk ci li nga xam ne mooy war nañoo mos daal mos moom Sénégalais yépp war a mos donc jàpp nañ ci loolu te ñu ngi ci lijjanti pour que ñoom ñëpp ñu mos ndax tey ji boo xoolee xam nga fi ne ni ñu ngi préparé
affaire yi tool yeeg yooyu xam nga période bi daanaka jot na. ñi am jafe-jafe du ñooñu rek effectivement boo xoolee aéroport ña nga xam ne ñooy liggéey transport dañoo am jafe-jafe. yoo xam ne waxoon nañ ñu ko déjà balaa lii di am fi mu ne nii ñu tëj aéroport nit ñi voyagé tuñ. ñu am jafe-jafe. ñi nga xam ne ñooy liggéey ci événementiel yi. seen affaire doxatul parce que événement yi doxatul ñooñu ñëpp donc dafa bari ñu am ay situation yoo xam ne war nañ leen jël en charge moo taxoon suñ proposition affaire location bi ndax ñooñu ñëpp xaj na am na lu ñuy war a fay ci lu jëm ci loolu pour ñu teggil leen ko bokk na ci li ñu jàppoon ne diñ ko defee dina mën a dimbali ñu bëree bare macha allah defe naa question yi waaw ñaari question yi bari na ci wax na ci secteurs yi ci sous secteurs yu bari yi ci transport beeg ak surtout jamono ji nga xamante ñu ci bari ñu ngi xëy bu ñuy wàcc ak couvre-feu beeg yooyu dañuy am ay jafe-jafe transport ak yooyu ñëpp ñëwaat nañ ci xanaa rek Pape Cheikh di tëjee ak ñi nga xamante ni tamit internautes yi la ñoom tamit di laaj seen 100 000 francs ak li ñuy maye fii ci quartier général te loolu ñoom nee nañ dañ leen di fàtte xam naa ni balaa QG jeex suba dinañ leen sédd waaw suba dinañ leen sédd balaa seeni question dinañ leen sédd Makumba ci yow la ñuy ñëw bu ko defee ñu jeexal ak laaj yu mujj yeeg ki nga xam ne ni moo di Momar Ndaw bu Ascosen yàlla bu ñu ko tuddee Moscosen nag bu émission bi jeexee comme baatu mos moom mooy le mot le plus utilisé ci émission bi tey. moo ko fi indi nag mos ju bëri ji moom moo ko fa njëkk a tàmbali. mais Moscosen ak Ascosen. ci supermarché yi yaakaar naa Corom moo ko doon wax xuma Yacine léegi. bu dee bitigu quartier bi nga dëkk boo demee bu ñu la jaayee dañ lay may mbuus. mais bu dee ñoom dañ lay jaay mbuus ki loolu c'est normal. waaw loolu luñ kaas la mais en fait état moo interdire maye mbuus. ñoom suñ ko bëggoon def sax amuñ droit ndax état moo leen ay maye mbuus selon dafa am épaisseur boo xam ne voilà dañ ne amoo droit maye mbuus bi mais ni kon ñoom dañuy joxe mbuus man li ma gën a contre mooy jënd mbuus daf may jaral ma indi mbuus wala ma ne defal ma beneen sachet wala amagul waaw normalement dañu war a indi beneen sachet parce que xam ngeen ne état ci boppam affaire plastique ci wax boppam dafa waxoon ne da koy changer complètement voilà mais problème bi ci nekk mooy mbas mi moo tax mais dañu woon le 20 avril la kii bi di entrer en vigueur. loi bi voilà donc loolu nekk na loo xam ne lu am solo la moo tax ñun ñu ngi wax sénégalais yëpp nañ ut seen mbuus boo xam ne comme sac à pain wala seen pañe mais jigéen ñi bu ñu daan dem marché dañuy yóbbu leket wala ñu yóbbu seen pañe donc soo ñëwee supermarché indaale sa pañe def ci sa bagage doo fay mbuus te toujours di nga am bagage yoo xam ne c'est bien conservé ndax di nga am sa sac. kon loolu bokk na ci li nga xam ne ñun jàpp nañ ne lu ñu war a def la ndax man li ma njëkk a contre mooy jënd buus ci ki nga xam ne moo ma koy jaay moo xam supermarché la. ci question dinaa dellusiwaat ci question Mamadou ki nga doon wax léegi ki jaar ci Twitter bi. dafa ni 3 milliards 300 yi yow fi mu ne nii bu ñu la ko joxoon ni la ñoom seetal monde rural bi noo leen ko defalee nan nga koy def da nga koy gase ay forage wala da nga koy xëcc ay adduction wala da nga koy def système d'assainissement. waaw xam nga actuellement am na ñoo xam ne dañu am problème forage. am na ñoo xam ne dañu am problème assainissement am na ñoo xam ne dañu am problème équité parce que li ñu leen teg ak li ñu teg ñeneen ñi bokkul donc dañ koy def au cas par cas suñu waxee ne par exemple zone bi ñoom jafe-jafe bi ñu am mooy ne seen ndox mi yeggul ci ñoom da ngay xool par exemple am na ñoo xam ne ñu ngi ay zone ndàngaan dañ am problème parce que ay tuyaux yëpp a nga fa mais ndox mi ñëwul donc ñooñu war nañ mën a trouver solution pour ndox mi ñëw ci ñoom kooku cas concret la ndax tuyaux yi branché nañ ko mais ndox ñëwul donc te loo xam ne la ñun réclamé nañ ko ci ñun ñu ngi koy topp di ko surveiller ñooñu suñ defoon loolu rek dañ leen di régler benn problème immédiat bu gaaw et cetera ñu xool beneen dëkk ñu xool ne bon ñii xañ na xëccaguñ leen sax tuyau ñu xëccal leen tuyau donc am na daal ndimbal yu façon yu bari yoo xam ne mun nañ ko def yoo xam ne day tax lu nekk lu durable maanaam loo xam ne ci diir bu yàgg lay doon continuer di leen dimbale. mais est-ce que 3 milliards yi parce que nee nga ku nekk dafa war a mos. mën naa daj ñëpp ci réew mi ci wàllu ndox. ci kaw gi déedéet mënul mat ñëpp mënul mat ñëpp moo tax ñi nga xam ne ñoo gën a yelloo mbir mi ñoo gën a néew doole la ñuy wax ne ñoom la ñuy privilégié mais li nga xam ne moom mooy problème mu kaw gi dañoo bokk léegi. dañuy consommer comme li Sénégalais yi di consommer dañu am courant ak yëpp donc léegi su fekkee ne léegi ñoom dañoo bëgg a bokk comme ñëpp di bokk dañu war a mos ñu ñëpp di mosee sinon dañu am problème donc li ñu jàppee woon kaw ga temps bu njëkk ba loolu léegi dañ ko war a dépasser ndax tey ji même bu njëkk dañ daan bojj maanaam da ngay dëbb dugub ba mu toj ba mu nga soppali ko sunguf et cetera sànqal tout ça mais léegi dañu am ay machine donc dañuy consommer courant léegi parce que machine yu bari day daw courant donc niveau de vie bi ñuy dund dañuy connecté ci ay internet ak yëpp
di échanger ay audio ak ay vidéo ak yëpp donc dañ bokk léegi. mais bokk boobu nag dafa war a ànd ak jàppale bi ñu leen di jàppale pour ñu gën a mun a bokk. ndax tey ji xam-xam bi li gën a bari ci xam-xam tey ji mun nga koo jot bu fekkee bokk nga ci xarale yu bees yi. loolu tax ñun ñuy wax ne école yeeg yooyu war nañoo am ay connexion internet gratuitement et tout ça là pour que comme livre mënatuñ koo jënd léegi su ñu amee connexion rek bokk nañ ci bibliothèque yi gën a mag. léegi kon diggante taax yi ak kaw gi mais amatul différence ndax léegi ñoom ñun li ñuy dund presque daanaka toll nañ foofu léegi. ndax léegi téléphone yi ngay am ci taax yi ak yi ngay am ci kaw gi benn la. léegi ci comité de pilotage bi pour aide bi. gouvernement bi di jagleel askan wi. yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñooy jàppale général bi wooteegul ndaje mu njëkk ba léegi. waaw suba am nañ réunion. suba waaw. ban heure suba am nañ réunion 10h building administratif. pour commencer liggéey bi. xool ni ñuy organiser liggéey bi liggéey saytu bi ni ñu koy organiser ni ñu koy tëralee ni ñu koy doxalee ba nga xamante ne bii. buñ déparé rek day fekk ñu d'accord ci yëpp nuñ koy liggéeyee suñ biir commencé nag maintenant appliquer ko ci terrain bi. seen mission est-ce que leer na déjà sur papier. waaw suñ mission moom leer na nañ mooy ne ñun nañ saytu lépp loo xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy ooyee force Covid bi ñi nga xam ne ñoom lañ jox xaalis bi ne leen def leen dimbal yi nga xam ne moom la wax ni ñu koy doxee ñun ñoo war a saytu ni ñu koy doxee. ndax dox na ndax jaar na yoon ndax lan am na rëq-rëq ndax mën nañ ko defaraat ndax lii mën nañ ko jël en compte et cetera defal rapport président. su ko defee moom mu jël matukaay yi nga xam ne moom moo ci war. léegi yéen par exemple fan la seen droit yi ngeen am ci contrôle bi fan la commencé ba fan la yem wala amul ab. amul fu mu yem. parce que définiruñ ne. fii la yem. donc ñun ñooy xool fan la yem. kon yéen bu leen neexee par exemple marché wu ceeb bi ak diw gi ni ñu ko joxee ngeen enquêté ko en amont en aval. waaw parce que président def nañ saytu liggéey bañ def. kon marché ceeb bi ci liggéey bi la bokk kon lu ñu war a mën a saytu la. bu dee par exemple léegi ci wàllu séddale bi 400000 yi war a mottali ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci RNU bi. ñooy ciblage communautaire bi. waaw est-ce que yaakaaroo ni dinañ dem ba mu mujj yeex ba mën na am sax jàngoro ji parce que ni ñuy gisee nii muy demee nii pour le moment rythme bi doy na waar. waaw xam nga RNU bi maanaam li ñuy wax registre national unique bi ñooñu ñoo xam ne la ñu xam la ba pare léegi ñi ci des commission quartier yi ñoo leen di définir quartier bu nekk day xool ñan ñooy ñi nga xam ne la ñuy wax vulnérable maanaam ñi nga xam ne ñooy yelloon ndimbal gi. ñu bind leen ci liste bi bu ndimbal gi jotee ñu ñëw boole leen ci donc loolu lu gaaw la parce que suñu réunion yi rek ñoom facilement ci quartier bi dinañ wax temps la donc léegi li xaw a yéex mooy ni affaire bi ñëwee loolu nag dañ ko war a accélérer parce que plus ñuy xaar plus nit ñi di sonn. waaw moo tax loolu lu war a gaaw la moom loolu bokk na ci li nga xam ne jàpp nañ ne war nañ ko gaawal a gaaw. waaw am na itam ñu suggéré ni mënoon nañoo utiliser rek données wu ANSD yi continuer. Tout directement bañ a xaar beneen ciblage boo xamante ne nii dañuy demaat ci quartier yi di wàññi wala jàppoo ni loolu itam. waaw xam nga tey ji bu fekkee da ngaa def lu ñuy wax comme ANSD nga xam recensement la photographie benn heure la ak benn minute ak benn seconde maanaam benn jour. ci diggante bi am na ñoo xam ne seen mbir changé na. nekk nañ léegi ay ndóol wala seen affaire changé na donc day war a laaj mise à jour. léegi nag soo defee comité de quartier da ngay am temps réel moment bi ngay indee. dimbal gi ñan ñoo nekk ci situation de vulnérabilité bi nga xam ne moo tax ñu war a leen a dimbale loolooy avantage su yokk boobu nga xam ne yokk nañ ko ñi nga xam ne dañuy dem recenser leen pour boole leen ci ndimbal yi loolu c'est très important. ba tey ci stock li ñu war a dundee ci biir réew mi gis nañ ministre du commerce muy wax boobu ba léegi ni stress amagul maanaam ba léegi mi ngi doy. est-ce que parce que ñu bëri ñu ngi ciy xel ñaar di commencé bu njëkk ba am na ñoo xam ne ñu ngi doon jënd sax di stocké pour denc rafet nga njort lool ci ni stocku 2 mois bu réew mi mën a dundee mi ngi fi ci li ñuy soxla yëpp. waaw xam nga 146 000 tonnes yooyu bu dugg dikkee rek ñooñu ñëpp ñu kenn ku nekk ñu jox la ñaari saaku ceeb. ñaari saaku ceeb xanaa lu mu bon dina def ñaari weer ci yow bu dee kër normal la à peu près. donc ça veut dire que li naroon a manqué. déjà joxe nañ ko dugal nañ ko kon manque bi day wàññeeku. donc ce qui veut dire que man am naa yaakaar ne xaj na duñu am jafe-jafe mën nañ am jafe-jafe nag mais yaakaaruma ko parce que li dugg si lu bees lu fekkoon lu fi nekkoon la déjà kon gisuma jafe-jafe ci côté boobu ci côté stock yi. ñi yore soble si ñoom lan moo war a mën a doon seen solution. ñoom il faut que ñu jënd seen soble ci nu mu gën a gaawee ndax day yàqu
ñun sax proposé woon nañ état ne état jëndal soble bi distribué waale ko jox saaku ñaari saaku ceeb joxaale ko saaku soble ñu ne waaw problème bi mooy luy yàqu la maanaam dañ koy jënd ba pare mu yàqu seen loxo wala nangam non mun nañ jàpp ne buñ ko kiiyee ba nga xam ne si yëpp réglé na dernier moment rek ñu glissé ko ci rek jox ko gars yi bu ko defee du am stock ak yooyu su fekkee ne dañ koy jël rek ci biir diir boo xam ne matul weer ñu joxe ko du yàqu si loxo gars yi donc loolu ñun jàpp nañ ne à toute chose malheur est bon bu jafe-jafe amee war nañ cee mun a fexe ba dimbale suñu askan donc man jàpp naa ne tey jii waroon nañ baykat yi bay ceeb yëpp ñu ne leen seen ceeb la ñuy njëkk a jënd balaa ñoo complété ak li jógaane bitim rek. mais ñooñu nee nañ stock yi ñu yor du stock yu am doole lool. ba tey rek même bu dee 1000 tonnes la ñu jënd 1000 tonnes yi ñooñu feex comprendre nga feex mosal seen i njaboot mosal ñooñu du ko defee coono yi wàññeeku parce que tant que am na ñuy mos rek ñi sonn day wàññeeku. donc jàpp naa ne kon waroon nañ njëkk a raas jënd ñooñu ñëpp seen i production. su ko defee ñooñu noyyiwaat ñiy defar soble am na ñoo xam ne dañoo leb banque. ñi nga am jafe-jafe yu dul jeex. tey jii seen soble yi mi ngi des seen loxo parce que nañ ko daan jëndee mën nañ ko jëndeetuñ ko ndax ngénte yi cant yi gàmmu yi ceet yi yooyu yëpp cérémonie yu mag yooyu daanaka amatul su ko defee consommation bi day wàññeeku mais dafa war a feeñ tam ci li nga xam ne mooy prix bi. c'est très important. Pape ñu dem wala. waaw mu ngoog li Thioro Mbar Ndiaye ni waxtaan wi duñu ko mën a tënk rek ci benn émission parce que tellement points yi dafa bëri ci wàllu consommation bëggoon nañoo continuer mais defe naa jot na itam ñu yemale ko fi ba beneen puisque àddina bi actuellement ñëpp xam nañu ni mbas mi Makumba dafa téye àddina ci loxoom mais malheureusement dama koy dégg nit yi di ko wax ni rien ne sera plus comme avant même bu mbas bi passé itam yu bëri dafay soppeeku. waaw loolu c'est très important parce que tey sax xam nga position africain yi fi ñu leen tegoon xam nga léegi changé na. parce que ñun dañu bokk di buuxante ci ñi ut solution pour faj. te bu njëkk dañ doon wane ne bon africain yi duñ dara nangam léegi tubaab bi ñoo jaaxle. bay def ay journal di wax ci Sénégal naka la def ba gérer cas yi. xaw nañ ñoo catu sax parce que boobu léegi alors donc ça veut dire que léegi ñun dañuy boxer dans la catégorie que tous les autres pays fi mu ne nii. dañoo bokk bu baax kon situation yi nam meloon bu njëkk changé na kooku benn la beneen bi mooy actuellement état yi ni nga xamee ne moom lañ jógee tey jii pour kaas ne nañ annuler dette bi loolu lu am solo la parce que lebalante boobu nga xam ne moom la pays yi lebal pays yu néew doole yi mais dafa am ay galgal yu bari nekk ci biir yoo xam ne actuellement état yi am nañ lay pour mun ko remettre en cause te ay yoon bi commencé na am pays yu commencé nañ d'accordante ci seen biir pour xeex loolu donc bari na ay changement boo xoolee léegi pétrole bi prix bi fi mu toll dem na ba nañ naan moyen nangam lay jar xam nga kon ça veut dire que yu bari changé na soppeeku. est-ce que loolu itam waru tax fi mu ne nii courant bi wàcc ndax dañ ne woon courant bi exactement pétrole bi mooy yéeg moo tax courant bi yéeg. voilà léegi wàcc na bu baax a baax voilà xulli àll yi war na wàcc. mais li nga xam ne il faut nit ñi comprendre ko mooy ñun xam nga maa ngi la doon wax sànq réforme 1998 bi ndax bu njëkk prix bi lu mu munti woon doon bitim réew rek fii daawul wàññeeku su wàññee ba kii état daawul wàññi ñu kaas di kaas ba léegi état ne comme noonu la sonnal ngeen ñu léegi li ñu def mooy su yéegee bitim réew 4 semaines après ñu yéegal su wàññee bitim réew 4 semaines après ñu wàññi ñu ne d'accord ñu dawal tuuti affaire bi yéeg état bëgg a yéegal ñu ne non doo yéegal ah xam nga léegi bu fekkee ne su yéegee doo yéegal léegi état day dem leb pour bañ a yéegal prix bi ameel ñoo xam ne daf leen waroon a fay ay saar ay ñu mel noonu su ko defee bu yéeg bi yàggee état day sonn trop mais bu wàccee ñam leboon il faut mu fay leen donc il faut mu am diir boo xam ne dina récupérer lam leboon la récupérer lam pertoon leb ko fay ñooñu bu ko defee mu wàññi prix bi da ngeen di fàttaliku ne wàññi nañ fi courant bi 10% parce que prix gasoil moo wàññeekoon au niveau international en 2016 ñuy xeex di xeex ba 2017 ci la état bi doog a wàññi ndax da doon xaar mu rembourser lam leboon mais ba mu ko wàññi rek far prix bi yéegaat mais problème bi ñu nekk Sénégal mooy est-ce que Sénégal d'accord na su yéegee ñu yéegal bu wàccee ñu wàcc ndax réew yi ngay gis ñu wàcc yépp buy yéeg rek ñu yéeg France moom presque toutes les semaines bu varié rek ñu varié su yéegee ñu yéeg bu wàccee ñu wàcc mais fii wàcc rek lañ xamuñu yéeg kon nag léegi bu fekkee nag wàcc dafa jot ba pare ñu wàcc yéeg jot
nga ne bañ a yéeg waa ji day leb pour bañ a yéegal. donc il faut ñu trouver formule ci loolu. loolu mooy jafe-jafe bi. jërëjëf Momar Ndao Ascosen kontaan nañu yàlla na taxawaay bi yàgg. et ngay wéy di ñu défendre ñun consommateurs yi et on espère que autorités yi dinañ leen gën déglu ci yi ngeen jàpp ni ay saafara la pour askan wi. ci wàllu consommation yan kàddu ngay tëjee waxtaan wi jagleel ko sénégalais yi nga xam ne ni sànq ba tey ñu ngi lay suivre te loo fi wax rek intéressé na leen ci wàllu consommation. waaw mbas dafa am feebar bu am la. réellement. du yëfi caaxaan feebar la. du feebaru tubaab feebaru nit la. nit nag am na ku ñuul am na ku weex am na ku jaune am na kii nit ku ñuul day am feebar bi tubaab day am feebar bi. li nga xam ne moom lañ santaane ne kenn ku nekk respecté loolu ngir yàlla nañ ko respecté. ñiy buruxlu di jël ay jakarta ki jël oto di jógee Touba di jógee Louga di jógee Kaolack di wuraalu ba di koy yóbbu nañ toog. ñu ngi leen di ñaan ñu toog. ne état nag jël matuwaayam yu mat sëkk ñëpp ñuy circuler ñu arrêté leen. parce que tam intérêt supérieur de la nation la ñuy wax. kon ñooñu aussi il faut pas que ñoom it ñu continuer di nekk ci loolu ñu nekk. te jaarul yoon. frontière itam nañ ko fermer. ba nga xamante ne bii ñu calmer mbir mi. parce que suñ ko deful problème day am. ñu ngi ñaan aussi état li nga xam ne mooy problème mu mburu mi mu régler ko. rapidement pour que buuxante bii nga xam ne moom la ñuy xaar ci kii bi dañ ubbiwaat. ñi nga xamante ne bi ñooy boutique yi ñu jaay mburu en attendant ñuy am kiosque yi. waaw ñi nga xam ne am na kiosque ñu installé kiosque ñi nga xam ne amaguñ kiosque ñu defal leen les aménagements spécifiques ñu jaay mburu ci kii yi. li nga xam ne moom mooy njëgu masque yi li nga xam ne mooy njëgu soble bi li nga xam ne mooy njëgu ciment bi état bi taxaw ci prix yi delluwaat prix fi mu nekk. donc vraiment jàpp nañ ne loolu bu ñu ko defee. dina nekk loo xam ne dina dimbale askan wi te itam location bi ñu boole ko ci li nga xamante ne bi mooy demande yi état bi doon mettre en œuvre. pour dimbale population yi. mu ngoog merci beaucoup yàlla na yàlla gën la dëgëral ak ñi nga àndal bu ko defee xeex wi gën di mag gouvernement di la déglu merci Momar Ndao Ascosen moo njëkk a nekk suma invité ci émission bu ma njëkk a def fii ci télévision Futur Média. donc jugadi woo ma benn yoon maa ngi lay gërëm bu baax ma première émission. bi ma fi doog dellu si waat sama jaabante yu bëri yooyu moom laa njëkkoon a invité donc maa ngi koy gërëm bu baax loolu mu ne suñu ko fàtte et puis nañu éviter di defal suñu bopp loi xaw ma nan laa ko mën a waxee ci wolof dama gis benn vidéo am ku jaar ci teg gi jóge Touba dem Ndar ñu ngi koy filmer mais façon bi waa ji di waxee ak moom ndeysaan waa jaa ngi tiit dëgg la li mu def du yoon mais ñun bu ñu defal suñu bopp loi waaw voilà bu ñu fajal suñu bopp très bien nañu éviter di fajal suñu bopp police a ngi fi autorité yaa ngi fi akuk feebar la du sàcc du agression du dara feebar la rek voilà donc bu ñu di naka ngeen ko waxee léegi bu ñu fajal suñu bopp fajal sa bopp baaxul yaaw saas baadoola du yilif moroomu baadoolam sax. ok bu ñu fajal suñu. loolu moo tax ñuy wut kilifa di ko teg. bu problème amee ñu dem ci kilifa. ne ko kilifa gi ñun ñaar ñëpp ay njaboot la ñu kii moo juum. kilifa gi da nga xam ne ñun ñoo boole suñuy doole yëpp jox ko. kooku moom mooy faj. yow nag am nga droit dénoncer. waaw. wante nag amuloo droit fajal sa bopp. waaw parce que boo fajee rek. ma faj keneen faj mu yàqu. ne anarchie lay am. te àdduna kenn du ci dund ak anarchie. macha allah yëpp dañ koy war a ordonner. voilà donc fajal sa bopp moom mun na indi ay ak ay jafe-jafe ndax ay dégg naa ñu naan lu yam ci boppi borom. fajale dégg nañu ay xale yu gis yi gaal dégg ko mu jaral leen ñu taal seen tefes ba doon xaar ña ñëw xam naa ne bu ñu yegg si woon heureusement ba yegg si wu ñu paraît-il bu ñu yegg si woon dinañ leen dóor ak yooyu ndax nañ doon waxee waxu xol la donc nañu bàyyi di fajal suñu bopp njiit yaa ngi fi gendarme yaa ngi fi policier yaa ngi fi militaire yaa ngi fi ngir di ñu aar ak di organiser lépp loo xam ne ni jëm na ci sunu protection Alaaji Makumba Bey ñu ngi lay gërëm bu baax rendez-vous encore fan yi rek ci quartier général bi lu ko mooy ñu ngi lay jox itam rendez-vous ci rajo bi ci programme yu exceptionnel yi nga xam ne ni RFM mu ngi ko jagleel ay auditeurs am. incha allah xam naa la li ko dalee suba ak jàmm rek ñu lay gërëm bu baax Pape di gërëm ñi ñu fi fekk ñëpp ak ñi ñu bokkaloon waxtaan wi. ma yaakaaroon sax danga may faf yeewee rek li des ci koor gi nag ma fare ci rajo bi. yàlla tere. mais daaw nag daan nga fi def lu ma naqari woon nag moom fu ma ko jooytoo. lan la woon. mooy rajo bu ndaw bi nga daan jël di ko teg ci kaw rajo bu mag bi sa bos bi. waaw sama rajo bu ndaw bi. waaw yàlla baax na. waaw del da ngay jiital li jiitu ba pare doog cee teg li ci tege. waaw dëgg la moo gën a rafet de. moo gën a rafet moo gën a jaaru moo gën a jaar yoon.
merci beaucoup. jërëjëf Macoumba ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi ci teewaay biit laaj yu am solo yi nga xam ne ni jagleel nga ko ki nga xam ne ni moo di Momar Ndao bu Ascosen bu leen fàtte mesure barrière Yacine loolu bëgg naa ñu jeexalee ko ak gëstu bi nga ci defoon il est temps que ñun ñëpp ñu gën bàyyi xel ni set gi dañ ko war a yokk toog seen kër bi dañ ko war a respecté takk masque yi yoon la donc mesure barrière yooyu le il faut que ñu def tout ba mu adapté wu ak sunu ay vie. waaw suñuy wax mesure barrière yi ñoo ngi sensibiliser di ñaax nit ñi depuis le début. mais di gis ay actes yoo xam ne moo ngi continuer di am ba tey pour aller beaucoup plus vite rek. tonton Mag am na 2 éléments yoo xamante ne dama ko jëlee ci internet bi benn bi su fekkee ne mën na commencer daw voilà Baye Cheikh bi benn femme la bu def ndox ci buntu boutique am raxasu ci biir glacière bi nga xam ne tey ku ñëw war a dugg ci biir boutique bi raxasoo donc imagine tey ci même ndox bi donc imagine tey femme bi loxoom bi am corona imagine mu am li nga xam ne mooy virus bi donc tey su nit ki duggoo ñaata milliers de personnes la mën a wàll waaye du lu ñuy beneen bi pour ma dellu siwaat juste démb lañ ko filmer aussi ñu jàpp ne ci côté autoroute bi la mu am xëccoo pour yéeg ci benn njaganjaay boo xamante ne dépassé nañ nombre bi ñu wax nit ñi continuer di xëccoo di ci dugg. bëgg ñibbi rek ak bañ alkaati bu leen dóor 20 heures. exactement donc dañuy wax ne ñun communiquer nañ mais ndax tey sénégalais jël nañ ko ci seen xel ba tey léegi nag ñu comme ni ñuy faral di def rek dañuy séq wax ak ay experts. Au début maa ngi commencé naan waa femme bi ndax xamul lii mais bi ma waxee ak sociologue bi daf ma ne du lenn yow bi nga juddoo ba bi nga màggee ba tey ci xew benn bool la ñuy teg ñëpp raxasu ci donc quelque part ñàkk a xam la donc suñ ne tey Pape Cheikh na nit ñi di raxasu nan la ñu war a raxasoo il faut que ñu gën ci appesantir ñoom ñëpp dafa ne dafa am benn dañoo war a xoolaat li nga xamante ne mooy communication bi nga xam ne ñoo ngi koy def ak sénégalais parce que dañoo am benn gëm-gëm am benn gis-gis ci li nga xamante ne mooy mbas bile bi ci topp mooy masque yi nga xam ne aussi ñoo ngi koy exiger nit ñi pour ñu takk ko am na ñu bëri ñoo xam ne ba tey may wax Pape Cheikh xamuñu masque am na benn vidéo bu doon circuler si net bi temps yële ku jël ay pain au lait et effectivement daf ko gëm pensant que ne que masque la su ko jaayee nit ki su xiifee mën na ko lekk on en rigole mais c'est terrible parce que man mi nga xamante ne apprenti la ci domaine u sécurité ñu premier ennemi nit ki noonu nit ki ci sécurité mooy miineen xam nga mbas bi muy soog a dugg ci réew mi premier cas nit ñi tiit nañ nit ñi toog seen kër toog tuuti gis ne amul ay décès bëriwul alors période boobu nit ñi foog ne kon affaire bi amul parce que defoon nañ benn communication de panique ñu jékki-jékki génn si li nga xam te mooy mbedd bi continuer am li nga xam ne mooy seeni habitude donc te cas communautaire yi fi mu jëm baaxul parce que Baye Cheikh comme li ma faral di wax dafa duggagul ci kër yi nga xam ne amee nañ asthme amee nañ yenn feebar yi et c'est très important parce que ñoo ngi toll ci li nga xam ne mooy 9e décès bi mais bi ma waxee ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo nekk ci domaine bi nee nañ ma il est temps que kilifa diine yi jàpp ci xeex bi parce que Baye Cheikh am na koo xam ne mu ngi lay déglu waaye tey sëñ Mountakha Mbacké ñu koy ziar di ko jox wàccuwaayam su amoon peut-être benn sensibilisation bu mu def ci wàllu mbas bi dina am koo xam ne tey dina toog c'est pareil pour li nga xamante ne mooy sëñ kii nu mu tuddati sëñ Mbaye Sy Mansour suñ demee si Kër Laay sëñ Thiaw Laay et autres donc ñëpp daal war nañu gën a jàppaat ci li nga xam ne mooy xeex bi parce que am na benn affaire boo xam ne wax na ko mooy ñun dañoo am problème ak dëggu quelque part pourquoi parce que tey jàpp nga ne yow yaa ngi def li nga xam ne mooy mesure de sécurité te fekk ne defoo ko xam nga tey soo nee man jàpp naa ne tey teg naa ndox def naa ci eau de javel kon raxasu naa ci mais yow quelque part derrière xam nga ne lii war na mën a am conséquence donc bu ko def donc dafa jot ñu taxawaat demaat à la base on en a fait li ñu naan la répétition elle est pédagogique geste barrière yi li kii wax sànq malheureusement je ne sais pas du ñu am temps pour teg ko parce que interviewé naa Baye Cheikh colonel Kanar Fall Diop mu ne geste barrière yi daanu nañ xam nga médecins yi dañoo wax spécialiste sécurité yi wax mais ñenn rek ñoo mën a yëkkati geste barrière yooyu téye ko mooy askan bi man si sama expérience bu ndaw rek bu ndaw a ndaw
dama jot a jaar laboratoire Baye Cheikh amul fii koo xamante ne neewuñ la nga def analyse xam nañ lan mooy analyse laboratoire mooy milieu boo xam ne amul xeetu microbe boo xam ne nekk na fa te très souvent dañuy gis ne ñi nga xam ne liggéey nañ ci laboratoire ba génn ci yàlla suturaal leen musuñoo amee xeetu jàngoro ci li ñuy manipuler c'est parce que dañoo respecter les gestes barrières donc li ma virologue bi waxoon il faut que sénégalais yi gëm ne li tax tey amuñu des milliers de morts comme en France li tax amuñu des milliers de personnes yu nekk ci hôpital c'est parce que dès le début gëmoon nañ ko di ko appliquer donc gëm-gëm boobu nañ ko continuer te bañ a def li nga xam ne mooy stigmatisation parce que y a une fille yaayam dafa décédé ñu ne corona bi moo ko rey mais loolu moo ko metti elle avait pas plus ce souci que yaayam dem na mais moo ngi doon bëgg a nëbb jàngoro bi nga xam ne moo rey waajuram bu jigéen alors que du gàcce du sikk feebar la comme yeneen feebar yi suñ ko amee yëg ne am nañ ko nañu dem kër docteur bi may paree rek Baye Cheikh ñu gën a expliquer ci yeneen émission yi ñuy def lan mooy feebar parce que sénégalais soo ko laajee ci étude boo mën ci def ne ko lan mooy feebar Baye Cheikh dala naan mooy bopp bu metti mooy wopp mooy tëdd déedéet nag ak corona bi dafa am lu doy waar mën nga feebar yor feebar bi nekk porteur sain di ko wàll ay doomu aadama ñu ciy feebar te yow doo tëdd donc feebar am na neneen ni ñu ko war a xoolaate fii ci mileem réew te ñu ñaan rek ne ñëpp toog seen kër te gëm li nga xam ne mooy digle yi médecin yi wax mu ngoog jërëjëf Yacine yal na yàlla sàmm j'ai fait le tour voilà tu as fait le tour et c'est intéressant Modou Galas Mbaye la ñuy tëjee Oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax rendez-vous yow it fan yi rek ci quartier général bi lu ko mooy itam ñoo ngi lay xaar ci rajo bi ci digle yu am solo yi ngay proposer auditeurs mais bëggoon naa rajouter tuuti si Yacine waaw si ñu baal ma rek li mu wax ci kilifa yi gën a génn. waaw xanaa kay dañuy wax génnati ñu gën a dégle. kilifa yi gën a dégle. ma ni xanaa kay dañuy wax ni. na njaboot yi gën a dégg. waaw kay. na njaboot yi gën a dégg. man je pense que ni suñu kilifa yi li ñu war a def nañ ko. benn geste kese laa wax. doy na sëkk ñu jàpp ci. mooy bi affaire bi ne cëpp ni suñu dëkk. ci tàng tàng bi. réaction sëñ Mountakha yal na yàlla yokk wéram. guddal fanam. ak discours sëñ Bass. ñaar yooyu maanaam action bi. baatu mbas sax ci Bass lañ ko déggee. ma ni baatu mbas bi ñëpp yi wax. ci Bass lañ ko déggee discours sëñ Bass. wallaay discours bi mu wax parce que dafa ni sëñ bi nee na nañ ci def lii. daal di ne nañu respecté. ndigali kër docteur. macha allah mais loolu waxal na ñëpp. xam nga lañ la war def. mooy kilifa guy wax du ñàkk njaboot buy dégg rek ay ñàkk. dëgg la de ñun nañu dégluwaat li ñu kilifa yi wax. yàlla benn yoon rek la wàccee alxuraan bi. boobu ba léegi seen tegaatu ci dara dëgg la de. amul beneen alxuraan bu ñëwaat. dañ koy jàngat di gën a dégg. li nga wax mooy li ci nekk mooy miin bi. surat 6. mooy li ilaa fi Qurayshin. boo xoolee tradition yi mooy nit ñi dañuy dem ba miin yàlla ba di ko fooyee. dëgg la de. miin boobu ñu ko miin rek mooy problème bi kon nañu dégluwaat kilifa yi. jëlaat lépp. tegaat ko ci fi ñu ko war a tegu mu mën a jëriñ mais suñu kilifa yi moom may wax ne gàcce ngaalaama ñoom ñun njaboot yi ñoo ubbiwul suñu nopp ñoo toppul fi ñu joxoñ tey rek dégg na ma am na ñaar ñu tëdd dañ doon wakaalante wakaal naan feebar bi amul te ñoom dañoo tëdd feebar de yàq gouvernement beeg waa kër docteur yu ne te dañoo tëdd ci biir hôpital bi seen wakaal yi fii léegi nag loolu lan lañ koy tuddee RFM laa ko déggee de ci yéen Makumba ñoom ñaar ñuy wakaalante te dañoo tëdd feebar de waaye di kaa naan feebar bi amul ak ñoom seet dégguma ko sax mais dañu ma ko nettali noonu ci rajo bi muy doy waar yoo xam ne ni mooy miin bi ngay wax rek waaw miin baaxul en tout cas feebar baa ngi fi nanu góorgóorlu yeneen i feebar yu ko gën a garaaw nag ñu ngi fi mais bii dafa téye àddina ci ay loxoom loolu moo ci dafa laal ay secteurs yu bëri kon nañ ko miin moom nañu changé habillage bi rek waaw ak communication bi dañu sonn ba naan on a qu'à apprendre à vivre avec ce virus. parce que voilà xamuñu fu. fa la ñuy mujjee parce que feebar yëpp peut-être début bi nii la woon. mais après on a appris à vivre avec le temps médicaments yi di am ak yooyu. voilà yàlla nañu yàlla sàmm ñun ñëpp. ñi tëdd suñu borom fëgg seen bopp. ñi ko amit yàlla teggil leen tawat gi. yàlla na fi am bu ko defee ñu mën wéy di dund la ñu daan dund. ndax loolee la ñëpp ñaan bugguñu baat bi sax man daf ma xaw a tiit rien ne sera plus comme avant bëgguñu ko mais bon li tubaab naan à l'impossible nul n'est tenu am na mbir yoo xam ne ni bu amee moom bul xool confort bul xool dara xoolal rek la koy saafara bu ko defee sunu morom mën laa sàmm yaa Oustaz kon ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf di sant bu baax ci jataay bi ñu fi fekk béggee leen di ñaan sunu borom
yàlla na yàlla jële fi mbas mi. di kontaan bu baax nag ci Momar Ndaw ci li mu wax. kontaan ci bu baax di béggee nag ñi nga xam ne ñooy seetaan rawatina sama jarbaat ak samay njaboot. maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax Habib Biaye maa ngi koy nuyu bu baax sama jarbaatu bopp la. mu ngi Dakar wala muy Côte d'Ivoire. message bi ma jot de numéro Côte d'Ivoire. bu Côte d'Ivoire la waaw nit ku baax la de. nit ku baax la de. waaw Habib Biaye yaayam sama jabaru yoon yàlla la macha allah. wallaahi kon nag maa ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax. macha allah di nuyu ñëpp di kontaan ci sëñ Modou Galas. di ñaan yàlla na yàlla def yëpp. ba yëpp jag. wallaahi barke sëñ Fallou bi mu doon wax naan ne lii ne mott lii ne nii. loola na ñëwaat ci biir réew mi. incha allah yàlla na ko suñu borom def. jërëjëf Oustaz Mor Thiam Modou Ndiaye merci rendez-vous demain incha allah wala ca kanam. waaw ci kanam rek la ñuy joxante waat rendez-vous 22h incha allah jërëjëf. di nuyu ñi ñu doon seetaan di nuyu internautes yi aussi ci réaction bi ak surtout fidélité bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci émission bi di quartier général di remercier aussi ñi nga xam ne ñooy jàpp ci combat bi suñu yére yi ñuy sol tey jii kii di Yodi Style moo ko def fii ci Almadi numéro de téléphone 77 629 98 84 77 629 98 84 jërëjëf Pape Cheikh. mu nga Thioro à demain incha allah. Voilà, à demain, sinon à dimanche sur le plateau de Quartier Général. C'était un plaisir bokkaat ak yéen plateau bi Oustaz Mor Thiam du ñu jóg ci di ko wax mbégte la ñu bokk ak yow plateau bu Quartier Général gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ni ko Mamadou Ndiaye waxee ñooy jàpp ci combat bi boobu ak léegi tey nag damay remercier bu baax maman Aïda Sylla madame Mbacké sama yaayu bopp donc mi ngi Nord Foire maa ngi lay nuyu bu baax nuyu famille bi yëpp merci pour la tenue ziar bu baax papa itamit nuyu it remercier itamit ki nga xamante ne moo jaar ci mise en beauté bi comme bi ma commencé Quartier Général 2020 ak léegi maquillage bi ak foulard bi soxna Pen elle est joignable au 77 334 42 51 334 42 51 merci pour la mise en beauté remercier bu baax de l'islam ñoom itamit ñu ngi jàpp bu baax ci combat bi daam ak ñëpp ñi mu àndal ñoom ñu ngi Pikine tali bu mag ci marché Zang bi ñoom ñoo jaar tey ci bijoux yi nga xamante ni takk naa ko ñoom itam ils sont joignables au 77 370 16 42 78 305 0000 ñoom itam ci ñaari numéro yooyu lañ leen di mën a joindre remercier itamit team bi nga xamante ne ñooy nekk ci ginnaaw yëpp pour coordonner affaire yi Baye Khalifa Dem yow itamit merci beaucoup merci pour tout on se donne rendez-vous dimanche inchallah nga gërëm ki la émaay ah non jërëjëf Thioro merci Yacine merci encore Yacine moom defe naa feebar bi moom la gën a jaaxal ndax tous les jours elle envoie des messages elle envoie da ngay def émission sax mu lay insister ci sensibilisation bi c'est bien parce que combat bi combat wu ñëpp la en fait. combat wu ñëpp mais ma la ciy baal ak sonal naa la si torop Baye Cheikh di sant yàlla bi ñu yàlla mayee ñu dund daaw ba ren ba fekkewaat li nga xamante ne mooy quartier général di wax rek ne dañ si waslu ak di ñaan ne sensibilisation bi ñuy def su dee sax benn nit yàlla na àgg ba barkeel waaye nag di remercier Baye Cheikh ki nga xamante ne moom a habillé tey di Soleil Couture Mbaye Seck ñu mën ko fekk foofu si Touba Sandaga ñu mën ko joindre au 77 595 35 58 77 595 35 58 di wax Baye Cheikh ba beneen sujet incha allah. Serigne Modou Galas Mbaye jërëjëf yan kàddu ngay waaw. sama cousine depuis Italie depuis émission bi xam nga dafa soxna Awa Mbacke bu rakku soxna Asta Mbacke bu sëñ Xaadim docteur waaw maa ngi koy nuyu bu baax ci Italie. man du ma gërëm kenn tey yi ma waroon gërëm yëpp gërëm ngeen ko amul problème kontaan naa. waaw Pape Cheikh maa ngi nuyuwaat bu Saint-Louis waaw nit ku baax la. nit ku baax la. Pape Cheikh maa ngi nuyuwaat bu baax bëgg fàllu yi. waaw nga xam ne xam nga leen bu baax. di nuyu sa waajur di sama xarit di sama mag. Alaaji Mbay Jàllo waaye di nuyu bu baax Serigne Mbacke Ndiaye nee naa ko nuyul Serigne Abo moom Cheikh Mamadou Fadal. di nuyu bu baax sama Serigne sëñ Cheikhouna Mbacke ak Serigne Ousmane Faye colonel douane. maa ngi koy nuyu di nuyu sëñ Fallou Gaye waaye di nuyu bu baax nag sëñ Jili Mbay borom ñaari sëñ Fallou yi. maa ngi koy nuyu. di nuyu nag ñi ma dëkkal muy waa Bentali ñu doon ay dëkkandoo yu baax maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa wàccuwaay maa ngi la koy jox. di nuyuwaat Oustaz Mor Thiam bu baax. macha allah moom suñu soppe la.
saa yu ne dañuy bàyyi xel ci ay waxtaanam. macha allah di nuyu Mamadou Ndiaye ak soxna Coro Yacine. di nuyu sëñ Ibrahima Cissé ak caméraman yi yëpp ñu ngi leen di nuyu. xam naa ñu tëjee sëñ Saliou rek. ayca. jooyal ma junni bi at saa waaja moo mata jooy borom njurul. ku ñàkk saa waaja sab xol jooy nga bis bisi jooy. jooyal ma junni bi at saa waaja moo mata jooy ku ñàkk saa waaja sab xol jooy nga bis bisi jooy. ay Sëriñ Saaliw borom jannatul mahwa saa waaja kenn musu ko am déedéet kenn dootu ko am dana fa jël ñépp dana ak mer di bagganooy musifu ko gis sa diwul gis ku mel na mu mel borom jurul toolam gërëm ba mu daa bay fenn daawu ca gooy jërë ngeen jëf.